Bisik, Banque Sahélo-Saharienne, Blackpo, boisson énergétique, l'écran meew bi xew ci jamono ñoo leen di may seen émission l'œil du tigre. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu santaat yàlla ñu julliwaat ci yonent bi ñu am mbégte nag ndaxte bu ñuy toog fii di waxtaan ak yéen xol bu sedd la ñuy àndal ngir yéen ñu ñuy xool di ñu déglu di ñu seetaan ngeen am mbégte ci li ñuy def ñu leen di gërëm bu baax ndaxte kii feeñ ku ko xool la bëgg ah yaakaar naa ni kon li ñu def li ñu war mooy sant yàlla julli ci yonent bi gërëm leen ndax TFM saa wu ñu xëyee ñu ngi xool naka la ñuy def ba réew mi yëpp bég waxuma la réew mi mais adduna bi ñëpp bég ci liggéey bi nga xamante moom la ñuy liggéey dañuy dellu siwaat ci l'œil du tigre dañuy dellu siwaat ci li fi xew te gis ngeen li fi xew dimanche passé ci wàllu làmb waaye neen ko daan defe rek ñi koy def di ay boromi xam-xam ñii pratiqué nañ ko ñii buñ ko pratiqué wul ànd nañu ak ku ko pratiqué wala ñu yedd ku ko pratiqué conseillé ko am xel mun ko jox am jaar-jaar buñ am ci biir làmb moo tax ñu toog fi ak Moustapha Gueye tigre de Fass le premier tigre de Fass wala le deuxième tigre de Fass ndaxte le premier tigre de Fass seetaan naa ko waaw seetaan naa ay combat yu bare ah tey ñu ngi toog ak Moustapha ngeen di gis chaque mardi mu ñëw wax nu ci làmb parce que ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wax fi ngay toog te am na lu mu xam loo xam ni mbër yu bëri xamuñu ko ba tax mu mën leen di leen wax def leen nii waxuma la mbër mais bari na ñoo xamante ni tey jii dugg nañu ci làmb am lu ñu cay liggéey sax Moustapha Gueye moo ko waral ñii nekk nañu manager à cause de lui ñii nekk nañu mbër à cause de lui ñii nekk nañu communicateur traditionnel à cause de lui et ñi si des dinaa ñëw ci ñoom ndaxte tey ñi ma fi invité mbokk yi dañ leen di ko yëgal léegi histoire la ñuy wut tey bu xaw a doy waar alaaj Papa Dieng nag ñu ngi koy xaar Dieng waynde ay xam naa mi ngi ci yoon wi tey mbokk yi dinañ waxtaane làmb dinañ dem arène nationale gis la fa xew ci làmb bi Xaadim Samb dinañ fa jóge dinañ dem Thiès ndaxte Sidi Diakhaté ni mu ko baaxoo ah am fidélité lool ci digganteem ak la TFM ñëpp xam loolu ni TFM mel ci Sidi ni Sidi mel ci TFM moo ko raw ndaxte ca kaw ba ci suuf ñëpp la def ci seen xol dinañ ñëw ci jël bi tey Eumeu Sène junior la ak Bour Sine ah dinañ déglu tamit Manga 2 mu wax ci les 1200 prises de rock mbalax xam nga loolu mi ngi koy waajal te conférence de presse bi mi ngi ko fas yéene jàpp le 17 bii ñu nekk mu koy def ci Lutte TV la wala Leewtoo voilà Leewtoo la koy defee moom rock mbalax loolu yëpp dinañu ci dellu si waaye xam ngeen li am ca làmb ja loolu yëpp dina ci dellu si mbokk yi tey dañoo invité ñi ñuy woowee les réseaux sociaux ñi nga xamante ne ni yoruñu télévision mais li ñu yor moo raw télévision ndaxte boo duggee ci car rapide mën leen a seetaan boo duggee ci sa toilette mën leen a seetaan foo ne ci àddina mën ngaa xool yëkkati sa téléphone seetaan leen ñu gaaw lool am na nag yu positif mais am na yu négatif yooyu yëpp tey dañ koy waxtaan ba pare nag ñun fi ñu jëm ak ñoom ci biir làmb la am na lu ñu def ci làmb est-ce que baax na est-ce que baaxul loolu yëpp bu neexee yàlla tey dañ ciy waxtaan ndaxte ñin fi invité macha allah ñoom ñëpp dinañ ñëw ci seen ñin fi invité ñan la waaye li leer mooy ñaar ñi toog xam nañ leen mu di Babacar ak Buur Géwël ah yeneen gars yi ñoom ñëpp ñu ngi fi dinañ ñëw léegi ci tur yi ah ñuy am mbégte Moustapha nuyu naa la bu baax. xaj bi kay delloo naa la nuyu. nuyu Sénégal gépp di sant yàlla nuyu suñu grand frère de valeur bi doog ak si noonu macha allah waaw mi ngi doog a ñëw mais kaaw maan la xoolal li mu sol kaaw maan la non yaa gën a mel nii nag quand même ah dañoo gimmi rek gis ko muy sol ay costume muy dóor sama yaay naan ndeysaan Mbaye Gueye day lekk ci mbër du lekk ci kudd mbër du lekk ci palaat Mbaye Babacar dugalal sa loxo bi tubaab yi ngi ànd ak seen costume yi ak seen costume Papa Dieng ak Papa Lamine Samba grand Mbassa da ko yàlla yërëm ndeysaan di nuyu suñu njabootu internet bi tamit jox àdduna yëpp asalaamaaleykum jërëjëf alaaj Papa Dieng tey
yaa ngi doog a yegg si ñu bàyyi la nga récupérer tuuti. tey say doom la ñu invité. dëgg la ñi nga xam ne nekkuñu ci télévision yi mais lu raw télévision ci la ñu ne. dëgg la mu di internet. ñëpp xam seen taxawaay ci làmb. ñu am ci cërit waaye am na lu négatif am na lu positif. loolu nag laa bëgg a ànd ak ñoom ñii tey wax naa leen tey xeex bu rëy la. xeex bu rëy la wax naa leen ko loolu la ñu fas yéene waxtaan plus làmb ji nga xam ne moo fi amoon dinañ ci ñëw géeju réaction Matar Ba le ministre réaction Alioune Sarr réaction Khadim Samb mi tëggoon làmb ji dinañ dem Thiès ci Sidi Diakhaté ko lëreeg digganteem ak TFM ñëw ci jël bi ci yooyu daal la ñu fas yéene waxtaane tey ñu lay nuyu. jërëjëf Bécaye maa ngi lay nuyu di nuyu tamit sa invité yi ñu nag ay invité de marque ndax façon invité am nañ ko ba tey mais invité yu mel nii amaguñ ko woon loolu mooy woon rek ne émission bi dafa am innovation bu mag ndax liñ ciy faral di gis daawuñu ko gis ci plateau làmb yi mais nag gëstu bi moo ci am solo ndax ñii nga xam ne ñoom nga invité tey jii liggéey bu mag la ñuy liggéey ci dëkk bi mais comme li nga wax liggéey nag dafay rafet ndax liggéey li nga bëgg a wax yëpp mën nga ko wax mais da nga koy ëmb mais am na xam ni boo ko defee rek day yàqu defe naa ni journaliste yëpp xam nañ loolu ñuy liggéey ci internet bi xam nañ loolu moo tax ñu am plaisir bu mag a mag jàkkaarloog yéen tey pour waxtaan ak yéen comme li ko Bécaye waxee waaw waxtaan ak ñoom bu baax mais damay bàyyi ñaar nuyoo rek ñu daal di dem arène nationale xool la fa xewoon Bour Gueweul laa jëkk gis mu ñëw ma naan ko booy yow looy fi ngay filmer yow ban télé nga koy yóbbu yow amoo télé di filmer Bour nuyu naa jërëjëf Aj Bécaye maa ngi lay nuyu di la ndokkeel di nuyu Alaaji Papa Dieng di nuyu Grand Moussa Gueye xanaa di sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wasalaam di ñaan lu way jur yi waaye di sant ak gërëm ak ñaanal sama bunt ci Cheikhul Khadim di Maulana Cheikh Ibrahima Mbacké ibnu Serigne Mbacké Madina di ñaan yàlla defal ko riddan barakatan wa rahmatan fi barakat Cheikhul Khadim waaye di nuyu it suñu gars yu baax yi nga xam ne ñu nag ñoom nekkandoo sur le terrain di ci sonn bés bu nekk di nuyu téléspectateurs yi ñu seetaan partout dans le monde. partout dans le monde Babacar. waaw Père maa ngi lay fay. di nuyu ñi nga xam ne nii ñoom ñooy suivre TFM yëpp. Lady Tigre maanaam téléspectateurs yi fu ñu mën a nekk si àddina bi rek. di am plaisir tamit jàkkaarloo ak yow. parce que comme li ñuy wax rek yow idole nga si ñun daal man dool du ma dañ di ko wax. ci sa liggéey sa professionnalisme et puis sa neex deret sa mer ñun duñ ko xam kon tamit dañuy am plaisir jàkkaarloo ak yow toog ci sa plateau di nuyu tamit ki nga xam ne nii suñu papa la muy El Hadji Papa Dieng di ko ñaanal yàlla gudd fan di ko nuyu bu baax a baax di nuyu doom Youssou Dieng parce que suñu waay la yaa ngi dégg moom tamit yàgg nañ koo déglu ci rajo di kontaan ci ay waxtaanam ak ay analyse am muy lu pertinent Tafa Gueye moom yaakaar naa tamit waxatuñ ko moom dañ koy ñaanal jàmm tamit gudd fan mais di suñu père di nit ku baax mais di nuyu ñi toog fii Lamine Pape Maguette ba Pël Yatma ak ki nga xam ne ni moom mooy Fadel nuyu Bour mi di nuyu tamit ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi suivre rawatina nag sama dëkk parce que Père Bécaye du mën a ñàkk ku ne am nga foo jóge man ak yaay laa jóge quoi ca commune Ndondol ca Bawal ak yaay voilà ak yaay fu mu nekk ci département mu ngi nekk commune Ndondol département de Bambey xam nga maître Pape Sène yaakaar na waaw mooy suñu maire mooy seen maire waaw maa ngi koy nuyu mooy maire commune Ndondol waxaat sama xarit dëkk bi ak yaay voilà muy nuyu doomu ak yaay lu bees a ngi noonu xaw ma woon ak yaay nuyu naa ku ñuy suivre daal jërëjëf kon mbokk yi li ñuy def mooy dañuy dem arène nationale Khadim Samb moo woote woon mu tuddee drapeau bi président de la république Macky Sall muy combat bu mag bi deuxième combat bi mu war a dox ñàkk jariñu ak Aliou Seye numéro 2 mu tuddee ko la première dame Marième Faye Sall combat boobu amul mbokk yi lan moo xew arène nationale ñu ànd ak suñuy reporter ñu dem ñu xool ko ñu dellu siwaat ci waxtaan bi
yàgg na waay daje nañu ñu ngi xeex ñoom ñaar daje nañu ñu ngi xeex galgal na ko laay laay la laa dañ na ñaari xale yi ba tey ñu ngi jàppante seen combat bi metti na trop ndeysaan laay laay la laa waaye Petit Max daan na ko Petit Max daan na ko Fils de Max Fils de Max daan na ko Fils de Max daan na ko Mbaye Diop a ngi noonu Fils de Max boo gisee tooguma buñ ko songee ma rasu su mebee ma rasu dafa mel ni maay bëre Pokola am Siteu Pokola am Siteu Pokola laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah Pokola mi champion la Pokola dóor na ko mu daanu Pokola dóor na ko mu daanu Pokola dóor na ko mu daanu dafa dugg sama écurie daan fa saafandu ma nekk xale bu ndaw di entraîné man nee naa la ku daan maalaw seeraas ak ku daan saafandu nañ bëre di ñaanal sama mag Aliou Mané Garo Gare sànniwaat na beneen coup Garo Gare John Kara ndeysaan Garo Gare ak John Kara daje nañu laa ilaaha illallaah Garo Gare daan na ko xale yaa ngi noonu Seexu xoolal supporter yi Seexu xoolal xale yi Garo Gare ndeysaan ñoo ñëw jóge Tëngéej ñoo ñëw jóge Bargny ndeysaan ànd ak Garo Gare Seexu xoolal xale yi bég nañu ndeysaan ci pression bu métti la ñu nekkoon jàppante nañu lii day gaaw Sanderep Boy Pambal jàppante nañu koral ma kor dóoral ma dóor laay la laa day jeex Sanderep kal na ko Boy Pambal jéggi kal bi ndeysaan koral ma kor dóoral ma dóor hypercule laay la laa li nga bëgg a def mënul nekk kat appi am na wala amul laay la laa Sanderep daan na Pambal laay la laa Sanderep daan na Boy Pambal coow li si géew bi booy bi moo jël affaire bi këpp ko ñax jaruñu booy li ñuy def moo ñaaw waa géej waay ni salee lam liis waa caaro la gën a ñax jaruñu lañ ko këpp wala Alioune Seye laas ñax leen ko këpp gis ngeen nu mu demee lamb ji ñax amu fi ndey amu fi baay. ndeysaan Leewtoo bi bu yàggee est-ce que loxo yi du chargé Eumeu Sène Junior loxo yi chargé na ba nu mu tuddati Baye Balla raak ndeysaan ñu ngi raak Eumeu Sène Junior waaw Bour Sine Eumeu Sène Junior jël na tànk bi Eumeu Sène Junior jël na tànk bi Eumeu Sène Junior jël na tànk bi Bour Sine Eumeu Sène laay la plaqué na ko daan na ko Eumeu Sène Junior daan na Bour Sine mbokk yi loolu mooy làmb ji amoon arène nationale di làmb ju Xaadim Samb taxawaloon waaye ñëpp gis nañu ci biir làmb ji lu fa am loo xamante ne nii képp kuy sénégalais waxuma amateur képp kuy sportif ñaawlu nga ko ndaxte ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a defar làmb coow li am ci làmb ji
jógewul ci tribune jógewul ci biti jógewul fenn fu mu jóge ci diggu géew bi la jógee ci ay sotti nga ma ndox sotti woo ma ndox sotti nga ma saafara mi ngi noonu coow laa ngi noonu mi ngi noonu coow laa ngi noonu loolu ngeen di gis noonu mbër moo bàyyi ci li mu doon def dem di xeex ak beneen waay boo xamante ne nii moom dafa accompagnant la ni mu yàgg di amee ci mbër te yaakaar naa ne yàgg nañu ci làmb ñu sotti nit dara ñu sotti ko sunguf wala ñu sotti ko suuf wala ñu sotti ko ndox saafara lu ne am na waaye bii am Aliou Seye bàyyi na la mu doon def dem na song ji ka nga xamante ne ni moom la indil ñoom ñaar ñoo indi histoire bi ci biir làmb ji li am keroog ci làmb ji Alaaji Papa Dieng yàgg nga ci làmb gis nga ko dëgg la làmb yàgg naa amee coow waaye bii mu amee coow lu ñaaw la ci bisu keroog bi lii musul am ci làmb Bécaye làmb sax dana am coow mais du demee nii ndax bu fekkoon ñaari mbër yi bëri la sax ñoo jotee ñu ni xëy na dañu yàkkamti mais bii yoon ki nga xam ni mooy yore gàllaaju ñaq jariñu moo dem directement ci xale bi nga xam ni mooy Aliou Seye am lu mu ko sotti waaw Aliou Seye tamit waroon am sago ndax am na ñu nekk foofu ci biir géew bi ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey waaw la fa xew dañ koy bind ci kayit yóbbu ko CNG seet leen ci war ñu def ko moom avant ñuy siffler sax mënoon nañu yëkkati loxoom jox ko victoire waaw ndax il a été victime mais nag situation bu mel ni doo ko réglal sa bopp waaw léegi moom musiba bi dal na ci kawam dal ci kaw ki ko indi mais mënoon na bañ a dal ci kawam ndax su fekkoon dafa toog rek signalé arbitre bi gis ngeen arbitre nañ ko ni gis nañu te it ñëpp a ngi gis ñu def ko ci rapport yi bi ñu ko defee comme ça soo moytul avant combat bi di commencé sax mu dem yàq làmb ju toll nii ak làmb ji ni mu loolu ci mbër bi la loolu parce que loolu dëgg soo ko poussé mën na la cee daan sax ci pousse bi mu la giri ba pakala bu mënoon bëre dëgg kon giri mën na daan giri ci pousse bi mu ko doon pousse da ngay waxtaan ak waaw may waxtaan ak amateur parce que problème bi mooy Modou Lo Gris Bordeaux Modou Lo Bombardier man bi ñu waxee arbitre dama ne bu leen wax bi arbitre dara parce que Modou Lo ak Bombardier bi ñu bëree Bombardier moo ëpp doole fuuf yi te pousse na Modou Lo braqué wu duggaat ci bi mais Gris 2 mun na am avantage trois avertissement ci ay dóor waa ji génn mais bu demee ba jël fa coup day obligé xelam lu mu ko may rek lay def mais problème bi mooy nañu yokku temps kii bi avertissement yi dañu ko yokku. L'objectif d'un sportif c'est de gagner et en utilisant le règlement quelles que soient nos frustrations Gris a utilisé le règlement. voilà lii exemple la ci modestie c'est le président du CNG bu ko neexee du toog di waxtaan ak ay xale amateur mais ñu ngi wax ñuy weddi muy joxe ay argument yii ci responsable la bien sûr parce que lii quand même c'était à saluer du woon démb rek la ko def toujours mais yàgg na ko di def bala moo dem làmb yi ñëpp ñibbi balaa moo jógee bu arbitre làmb ji jeexee balaa moo génn foofu ñëpp ñibbi ay exemple la yoo xam ne nit ki bu ko defee quand même di luy doxal forme de grandeur la nan ko wax y a un autre le ministre des sports Makhtar Ba jëkkati na ay kàddoom ñu déglu ko. boo ma xoolee xam ne ko am naqar laa parce que man dama bokk ci ñiy défendre làmb ji ñëw ci bés boo xamante ne bés bu am solo la Xaadim def lu ne ci làmb tëgg ko boole fukki xale loolooy ñaar fukki nit wala lu ko ëpp impacté na leen directement ak écurie yi ñuy wuuti pexe ak promoteurs yi ak ñi bokk ci làmb ji nan la ñuy def ba suqali làmb tëgg tudde ko couple présidentiel leer na ma ne ñaari mbër yi bu doon ñoom rek coow du am ñoo andi fi loo xamante ne jaxase na ni làmb ji tëddee loolu nag du lu rafet te du lu xamante ne jàpp nañ ne mooy defar làmb investissement bi dafa laaj ñëpp am nag ànd ak xel ànd ak lu koy defar pour que làmb ji mën a dem kanam CNG nag maa ngi leen di sant leen gërëm ñu ngi ci biir di waxtaan ak mbër yi waaye na ñëpp dellu si wàccee tension bi ñu ànd ak suñu xel pour nu ñuy liggéey ba làmb ji jëm kanam. d'habitude un ministre liñ ci xam bu coow amee mu génn ñu ne sécurité amul ci làmb ji sécurité amul ci football bi sécurité ministre ba dem mais Makhtar Ba il est resté. c'est parce que xam nga ñoom mook Alioune dañu nekk ci gox boo xam ne làmbay seen fo xam nga boo xale yi Ndakaaru ñoom dañuy basket ak football ak yooyu ak nawetaan bi waaw ak nawetaan bi mais xale yi maanaam Fatick ak boor boobu
làmb mooy seen fo. moom la ñuy fanaanoo moom la ñuy yendoo bu ñu amee bés moom la ñuy def. dañu xam làmb bëgg ko ba lii bu ci amee du ñu dem ndax yàgg nañ fekk lu mel nii mën nañ ko maîtriser. ndax séeréer boo ko dénkee làmb xam nga dénk nga leen. lu ñu mën li nu moom Moustapha réaction yi. réaction yi vraiment li muy sport Matar Ba ak le président Alioune Sarr réaction yi def lépp positif jaar ci yoon. quand même ñoom nag comprendre nañ ne seen ay doomu juum. war a trouver la solution. pour lépp teguwaat ci yoon mu bañ a amati. am na yeneen yi amaat nag. parce que ak moo tëdd noonu. mais yi di am daal ñëpp ñu ko war a mettre lu ñaawlu ko tegal xale yi ci yoon ndax njaboot gi tamit jubbanti rek ba keroog muy jeex. mais lu dëgg tamit dañu wax dóor ci loxo ci taabal gi ne lii lu dëgg kii li mu wax jaadu kii deful nangam yëpp tegu ci kaw yoon donc dañuy remercier le ministre Matar Ba ci vraiment présence bi président Alioune Sarr aussi jaxasoo bu du wàcc bi défendre intérêt yi rafetlu nañ ko trop macha allah. rafetlu nañ ko ñu déglu le promoteur Khadim Samb ak ñàkk jariñu ñoom ñaar ku ci nekk wax. depuis juróom-benn weer ñu ngi préparé lamb ji fexe nañu ba lépp lu ñu waroon suñ digganteeg mbër yi def nañ ko seen reliquat dem na depuis 15 jours ñu organiser lamb ji ba mu yëg si fii mbër yi def lii yéen yow parce que ku mel ni yow danaa la dégg ngeen di propagandal toujours mbër yi mais jaaduwatul Bécaye ngeen soutenir mbër parce que su fekkee caaxaan dem na dëgg des ku toogati ci télé naa sponsor ñëwal te gis lii da ngay wax lu la neex mais waxoo dëgg te waxoo lu jaadu parce que Bécaye mbër yi ñoo yàq lamb ji man de su fekkee lii moo am ci lamb lii la ñu bëgg a continuer man pare naa ci tëgg lamb man naa def leneen parce que tey Bécaye xoolal lamb ji ni mu mel fees dell woy yi neex culture feeñ gouvernement Sénégal le président Macky Sall yabal ministre du sport mu ànd ak délégation bi ministre yëpp ñëw assemblée kenn desul conseil économique et social conseil bi Aminata Mbengue Ndiaye jiite ñëpp ñëw fekk si Matar ànd ak Sénégal gépp ma ànd ak samay bokk yow mii nga ànd ak say bokk lamb ji lii xew lu ñaaw la. yow nee nañ ki nga àndal dama bëgg nga wax ak man ci loolu ki nga àndal yow da nga kaa jox lu mu sotti Alioune Seye wala joxoo ko ko. ak waxtu bi li may wax ni su nekkee du dëgg yàlla bu ma amati ndam yóbbu ma tiinu ma xaw ma sax man ku xool lamb ji li ma si entraîné te saison bi tëju ma jël xaalis bu bëri liñ ma may yëpp du lu ma gagné si lamb ji def ko parce que lamb ji moo doon sama lépp wóor na borom Tuubaa amul lenn loo xam si tey dama ko doon xalaat pour ndam bu ma xool. en kay sama loxo bii mënul dara xoola gis nga lii dafa fël xoola sama tànk ay 16 ba maa ko song bu ma duggee bu ma tëbee dama ne si porte ñu tëj ko dama bëggoon génn ma wàññeeku parce que ma wàññeeku woon dañ may gaañ man jaaro laa dëkk tey lam moo tax ma bàyyi lu bëri waaye tey wóor na ma ku ma si jàkkaarloo woon maa ngi moom dama ko def waaye dama màgg tey mbooloo ma ma topp exemplaire la am yoo xam du ma ko dund man ku ma xam-xam ne du ma yàq lamb ambiance ñëpp kontaan barki Alxuraan gënalu ma. waaw kon ñoom ñaar ñëpp moom ñàkk jariñu suspendre nañ ko 1 an moom ak écurie ba mu bokk loolu nag CNG na ko xoolaat nga ne lan waaw parce que mbër bu bokk ca écurie ba te ñëwoo ca làmb ja bokkoo ca ña ko accompagner sa yoon nekku ci nga tëdd sa kër ñu suspendre la te nga yor avance su jàmbur CNG na xool affaire boobu loolu tamit day doy waar parce que ku ci sa yoon newul nga tëdd sa kër ñoom ñu dem si def seen i njaaxum ñu xëy woo la ni la suspendre nañ la 1 an te nga lekk avance su promoteur te demoo làmb ja kooku doy na waar kooku nag CNG na ko seetaat daal moo gën a wóor parce que promoteur bi tam day am problème dañu war a identifier fautif yi ñu def identifier ñu identifier leen voilà tey puis beneen yoon 15 personnes na may 15 yi nañ leen takkal badge dëgg la keneen ku fa taxaw bokkoo ci ñu mën leen contrôler léegi sax et puis service d'ordre bi keroog tamit des na loolu tamit des na waaw dëgg la néew na mais jàmbaar lañu bien que néew na waaw c'est léegi Aliou Seye 6 mois lan ko suspendre waaw ñàkk jariñu téye nañu reliquat ba pare suspendre ko 1 an moo waa écurie ba yëpp ku fa bokk rek président yaag ku fa am licence ñi am licence ñëpp écurie ñàkk jariñu mais pas mbooloo mais pas caaray fële caaray gaar caaray mbooloo
waaw Alioune Seye nag écurie moom loolu suspendre ruñu leen. waa ki sotti saafara ñu ne moom bu mu duggati ci làmb. d'accord ak écurie bi mais écurie Alioune Seye laa wax. Aliou Seye la ñu suspendre. moom kese 6 mois. d'accord waaw maa ngi koy masaw bu nu sañoon dinañ la teg ni ñu tege ñàkk jariñu ndaxte ñun noonu la ñu mel mais après affaire bi blessure bi bëgguñu la woon a sonal d'ailleurs yónnee naa fa xale yi yaakaar naa ni tey war nañ fa ñëw pour am lu nu jël ci moom waxtaan ak moom bu soobee yàlla loolu na sa xel dal dinañ la ko wone man boo gisee ma ne la yow laa mere parce que yaa ëpp expérience yaa jiitu ci làmb kenn dàqu laa bëri ci làmb ji mais moo tax boo dawee di topp nit rek du ma neex dafaa nag réaction mbër la def réaction ancien la def te dafay bëgg mbër moom noonu la koy gisee mbokk yi léegi dañuy ñëw ci sunu invité yi ñu nuyu leen bu baax a baax a baax wax naa leen ko ñu nu invité mooy réseaux sociaux yi balaa ñoo dugg ci publicité ñoom it dinañ ci joxe seen xalaat waaw léegi bu nu demee ñu ngi nuyu daal Fadel Niang Dakar Buzz kan mooy Fadel Niang Fadel buur géwël a ngi nii Lamine Seck Lutte TV Pape Maguette Ba Sénégal Pape Maguette dafa bàyyi télévision dem ci internet yi mais affaire boobu dinañ ci ñëw léegi ci kanam xaw ma loolu nit ñaa ngi koy def dafa am xaalis xanaa Sidi moo gën a fay mais ba pare ngeen di bàyyi ci télé yi di dem ci ñële dafa am mbir la dofu leen. am na lu ko waral. Pape Maguette Gorondo yi président des jeunes amateurs non Goro yow fii nga war a réagir ñoo ngi ñëw léegi nga réagir ci affaire boobu Babacar Ngom Leewtoo mooy Babacar Diom Leewtoo Yatma Yare Fall Sene News ak Baye Balla Mbuub BMTV pël bu rafet Bawal TV pël bu rafet ku la wax ni yow pël bu rafet nga jëlal sa micro bi kan moo la ko wax sama yaay booy sa yaay moo la wax da ngaa rafet waaw da lay jaaya Fatima Dia info réew mi écrit waalo ca waalo yëlla dëkk jili wasaare TV wala info wasaare lamb Thier kéwal gi ak Jaw Fara Sénégal Sunugal 24 ak kandi des na Thierno wala lan la Càndum Géejawaay info mbokk yi ñooñu la ñu invité Babacar Zalba M lan impro M rek laa wax impro du ma wax li ci nekk lépp en plus ménager yow ménager nga reporter nga entraîneur Babacar yow buy gëw seetaat ngeen résumé affaire bi yéen site yi lan ngeen ci gis mu nekk bekkaay lu ñëpp di déplorer ku ko déplorer wul doo nit waaye di ci massawu d'abord le ministre des sports ci le sens de la responsabilité bi mu am démb wane ko man topp naa ci ginnaawam ay garde corps bëgg mu yéeg wala mu génn ki mu ci mujjee wax da ko ni bàyyi ma dew ma fenn ndax lii du am ci làmb ji may génn làmb ji di ñibbi waaye donc di wane sagesse bi mu am ak grandeur bi mu mës am ci làmb di massawu tamit aussi Père Khadim Samb parce que démb li mu doon feete mooy retraite am jël alal ju toll mais am na xaalis nerul day Khadim dafa xar mat ba dox wax yeggaleen sama cër waaw sama cër xar na matta waaw basi jël teraanga ju toll noonu def ko ci làmb ak làmb ni mu mettee ci sax jeune waxu malaak mag mu toll noonu di massawu kilifa yëpp mais tamit aussi sentence bi dëgg la war nañ ko teg xale yi mais man su ma gis-gis sentence bi dafa xaw a diis waaw ci man non dafa tuuti waaw ci man dafa diis ci yow waaw ci man ah bon tey ñàkk jariñu teg nañ ko 1 an waaw mais est-ce que réellement ñàkk jariñu 1 an lañ ko war a daan parce que ñàkk démb victime la ci mbir mi attention waaw xoolal coow li ñàkk jariñu doo ko ci gis ñàkk mu ngi taxaw di xaar ñu présenté ko pour mu yëkkati ay loxo mi ngi nii moom fekkewul yëgul waaw donc ñàkk victime la démb ci li am ki mu àndal la ko taxal waaw ki mu àndal moo ko taxal mais est-ce que ki mu àndal la mu def ñàkk moo ko digal déedéet acca Babacar waa père comme ni ko sénégalais yi xam rek xam nga lu rafetul moom yaakaar naa sénégalais bëggu ko te li ñu gis yaakaar naa nekkul lu rafet parce que tamit li nit ñi doon xaar ñi dagg seen billet yi ñëw ci arène bi di xaar bëre ñooñu defe naa xaaruñu woon lii kon dañuy masawaat peuple sénégalais bi yëpp
ñi nekkoon di seetaan lamb ji ci internet beeg ci télévision yi fu mu mën a doon di masawu tamit le ministre des sports parce que comme li ñu wax ci moom olof dañuy non yéen jege ngeen géew bi booy waxi yàlla yeeg yooyu yëpp bëgguma ko xam nga lan la yàlla bu ñu jógee léegi gis gaa yi yéen ñi nekk ci biir géew bi yéen a ngi ci wetu mbër yi bien sûr est-ce que sécurité am na ci géew bi non sécurité bi moom boo bëggee dégg dëgg des na sécurité bi moom des na parce que arène nationale man pour man dama naan liggéey bi ñu ko liggéey bi ñu koy liggéey pour man dañ ci waroon a boole sénégalais yi waaye parce que li tax mooy cummukaay yi fi ñu leen di teg lu war a mat ñaar fukki mbër nga bool leen ci benn endroit boo xam ne ni yaatuwul parqué leen fa tegaleen fa ay barrière waxuma sax géew bi mais bala ñoo ñëw ci géew bi xeex yu ay ñoom seen biir mën nañoo xeex ndax man kere gis naa fa lu mel noonu ci biir foofu cummukaay yi tey mën naa jël benn combat rek ma teg ko muy Modou Lo Ama Baldé yàlla na yàlla def mu am ak jàmm imaginel combat boobu ñu taxawal ko ñaari cummukaay yooyu sorewuñu ay mètres yu bari parce que da ngay prévention da ngay def lu ñëwagul xam nga li am nii kera kon jox ko li am nii kera boo xoolee am nayowoon na ci biir lamb ji dañ cee bàyyiwul xel parce que jëkk nañoo def Alioune Seye 2 lu mel noonu mais waa ji ko def dañ ko jàpp waaw di ko dóor am benn mbër bu nekk écurie Walo bu ñu Alioune Seye Junior bu ci tombé moom la ñu fekk ci koom mu koy dóor moom dañ ko jàpp yóbbu ko defe naa police la fanaan te boobu coow li amagul boobu lii amagul ci même combat bi la affaire bi nuyoo na dafa nuyoo na de dañ ko fayul waaw olof nag dafa am li muy wax lu nuyoo ci sëy ca njëlbeen ba maanaam lu nuyoo ci ngoro lu feeñ ci sëy boog feeñoon nuyoon na ca ngoro ga yaa ngi dégg dañ ko bàyyiwul xel mais encore une fois daal ñun moom wala tey sénégalais yi sax laay wax kenn bëggul a làmb parce que lamb ñi ko contre père Bécaye ci dëkk bi dafa bëri kon ñun nañu xoolaat suñu toogaay lii ñëpp ci am responsabilité ñun ñi di wax sax am nañ ci responsabilité non ci seen responsabilité nag laa jëm parce que da ngeen a bari woon ci géew attends parce que non teg loolu lamb ju am réseaux sociaux yi ñooy fees cummikaay doo gis tuus doo gis dara yéen a fa nekkoon te kenn xàmmeewu leen woon ak ñuy xeex buur balaa ak buur xaaral Lamine vas-y li ma wax nga tontu ma ci waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. yéen laay attaqué ngeen défendre sama yoon newu ci. waaw balaa nga ñu attaqué man tamit ma wax ci li amoon keroog rek. waaw ñun ñëpp ñoo ko gisandoo ci géew bi la ñu fekk man moom affaire bi sax dafa fekk ma tourné di wax ci booy bi feebar dëkk Pikine Jibi Sarr. waaw moo ki feebaroon depuis 2016 ba léegi. maa ngi nekkoon di wax loolu après affaire yi ci la déclenché. mais du dara lu dul problème sécurité. loolu rek moo andi coow li leneen problème sécurité la man génn naa di jënd café booy nu leen neex lañ doon tëbee di dugg ci biir stade bi ci biir géew bi ci biir stade bi ci barrière bu gàtt bi nu leen neex lañ doon tëbee di dugg policiers yi mënuñu leen a téye déedéet ñaari policiers laa fa gis ñaari policiers dañoo mën a garder foofu dégg naa ñu ni 100 personnes ñoo war a assurer sécurité bi 100 éléments waaw ñoo war a assurer sécurité 100 sax mënul assurer sécurité bi ci bitti waxuma la ak ci biir ci biti 100 personnes mënuñu ko assurer waxuma la ak ci biir problème sécurité la beneen bi nag ki ko def dañ koy dut baaraam mooy ki ñu gis nii waaw mu sotti gàllaaj bi moom moo def moom rek la moo indi coow li duñ fi toog naan Alioune Seye def na erreur wala ñàkk jariñu yëgul tinu kii moo ko def CNG teg na ko ay daan ni ko ba àdduna di tukki yow dootoo wàcc ci enceinte bi merci waaw kii moom nee na daan yi dafa bari non man duma leen défendre bii yoon parce que vraiment c'est grave réseaux sociaux li ñu yàq dafa bari léegi réseaux sociaux yi dafa bari ci diggu géew bi mais père loolu lan la réseaux sociaux yi mënul bañ a bari ci diggu géew bi lu tax promoteur mais am na benn waay xaw ma kan moom ma doon interroger ci yéen waa ji téléphone la yore samp fii benn courant benn lampe xam naa da doon ma direct gis ko muy def nii non da doon direct kooku da doon muy direct ci lamb jàmm kooku da doon direct moo lamb bokkoo ci lamb ji yow sa yoon newu ci nga am sa site rek nga dem nga direct am xaalis waaw jaaduwul mais problème bi du loolu dañ ko war a détaillé amul xaalis direct boobu maanaam internet bi xaalis bi ñu jàpp ni moo ci ne non balaa ma ci newu ci te dinañ ko détaillé fi balaa ñu fi waaw loolu dinañ ci pour balaa ngay détaillé loolu sax waaw promoteur yi fi nekk di dëgg làmb ay benn promoteur ñaari promoteur nga ciy gis léegi ku signé ak télé làmb ji yëpp site internet yi ñooy def promo bi waaw loolu tam dinañ ci ñëwaat parce que da ngeen a nangu làmb ji ci télé yi kon léegi nañ ñu nangul ñu bari waaw non li ngeen nangu da ngeen a bari te ñun juróomi télé la te yéen mat ngeen 1000 télé yi bari nañ ci dëkk bi nag waaw mais mat ngeen 1000 réseaux sociaux yi non pas damaa tudd 1000 mais bari ngeen même buñ ko mattee aussi lu Google soxla ci Sénégal mënu ci atteindre 1,nangam%. ci li mu soxla ci ay images ak information ak produit 0,nangam%. mais lamb ji lim ci soxla est-ce que ma toll na noonu jegeewul sax loolu grand pape Alaaji Papa Dieng loo gisee réseaux sociaux yeeg lamb ji yeeg ak seen i mbir en tout cas doy na waar de phénomène la sax phénomène la parce que comme li nga wax
quantité bi nekk ci biir dafa bari man dama leen di laaj ndax boo leen nekkee en retrait li ngeen doo leen liggéey pourquoi forcément ci biir géew bi ngeen di liggéey peut-être boo leen soxlaa kenn ci biir géew bi ngeen woo ko mu ñëw wala ngeen jéem a jël ak moom contact. am na loo ci xamul organisation la am na loo ci xamul. puisque ca barrière ba la nekkoon. dimanche passé. ñu jekki-jekki ñëw ci diggu géew bi. mais barrière bi fii ñu tegoon baaxul. parce que nit ñi dañoon jaar sunu kanam. voilà ñor ay caméra man maa dem ba ci Abdoulaye Ndiaye ak Thierno Ka ne ko lii mënul nekk. mënuñ yor ay caméra bu mat plus de 20-30 caméra mbër yi ngi jaar sunu kanam ñuy jaabanteeg mbër yi ñu bëgg a filmer am image. Tafa internet bi gagné nañu télé yi. loolu laa bëgg nga réagir. am na parce solo que ñoom léegi. ñoom moom làmb ñoom la ñuy seetaan. télé yi seen émission yu bëri kenn seetaanu leen ci làmb. boo yeewoo seen néeg bala ngay yëngatu. waaw di xool télé di nga toog lépp lu xewoon ci journée beeg guddi bi nga mun ko càmbar bala nga tëdd. bala nga tëdd. donc loolu la réseaux sociaux yi moo mel noonu day gën a màgg na mais ni mel ci biir làmb ji dafay gën a xajamal géew. parce que normalement stade bi war na am ay cabine yoo xam ne ay reporter dafa nekk di reporter. normalement. boo demee ci stade ci àdduna yëpp ci gars yi dañuy ci kaw di reporter. caméraman yi aussi war nañu positionné wu pour mun a filmer kenn du leen gêner kenn du leen baax. kenn du gêner kenn. comme que dañu leen di gêner leen baax nag ils sont obligés ñu taxaw nekk ak mbëri nez à nez. vraiment c'est à côté c'est vraiment juste. non dafa loolu la ñu war a liggéey nag ba fexe ba gars yi mën a toog fi ñuy reporter te duñu am benn détail mais dans l'enceinte moom logiqueul ñu nekk fa. logiqueul ñu nekk fa dinañ ci dellu si pareegunu Baye Balla dafa waa joxal ma Baye Balla. Baye Balla BMTV waaw. waaw Baye Balla Mbow BMTV Az maa ngi lay nuyu. di nuyu Moustapha Gueye wax ko bu baax waaw maa ngi lay nuyu. waaw kay Az boo bëggee sax ma ne la Mbaye Jéeri Ngoone maa la ba Samba Kuli mi ci Sengi Ndar maa ngi lay nuyu. di nuyu El Hadj Papa Dieng. di nuyu Moustapha Gueye le grand champion. di nuyu sama mbokk yi fi teew yëpp sama confrère. mais Az réseaux sociaux bi. ci luy baax la ci biir làmb. foo làmb day tàng. ndax réseaux sociaux bi dañu ñëw ci beneen façon boo xamante ni nekkul woon ci làmb ngeen baal ma. waaw Az mën naa wax ni sponsor numéro 1 actuellement nii. réseaux sociaux bi la. maanaam ci làmb. maanaam. waaw parce que boo ko dindee ci làmb fay. lu muy indi làmb moom. waaw lu muy indi làmb ba làmb fay. moom lu muy indi làmb. non loolu yàlla moo dogal loolu parce que père. ñoom ñooy jëkk joxe information ñoom ñooy jëkk joxe information yi partout dans le monde comme ni wax nga ko sànq. foo dem ci àdduna bi. mën nga toog ci biir super sax di dem di voyager wala nga toog sa oto di voyager. di leen seetaan live and direct réseaux sociaux bi mooy def loolu noonu. ak foo mën a nekk ci àdduna. moo tax ma ne la mooy sponsor numéro 1. réseaux sociaux bi tey jii gis nga tey jii open press fu mbër yi. réseaux sociaux bi ñoo fay ñëw ñoo koy defar. télé yi ñëwatuñu. télé yi ñëwatuñu. réseaux sociaux bi nga fay fekk. sponsor mooy kuy indi xaalis. mooy kuy indi xaalis mais pas kuy wane image. kuy wane image. ñoom ñooy jaay combat bi. mais le système pay-per-view lu koy def télé du ko def internet moo koy def. pour am na combat yoo xamante ni. yi yàq làmb rek lañ fi cité. ay pay-per-view wax dëgg. mais réseaux sociaux bi amatul espoir. technologie bi tam loolu laaj. yar nga baal ma réseaux sociaux bi li mu defar ci làmb dafa bari parce que dafa am fu mu fekkoon làmb am fi mu ko indi. loolu lépp pour man avancement la ci làmb. dafa am fu mu fekk làmb am fu mu ko yóbbu. moo tax réseaux sociaux bi yaa ngi leen di attaqué waaye yaa ngi attaqué ñoo xamante ne ñu am njëriñ lañ ci làmb moo tax chaque jour li ma leen di wax mooy ngeen xam seen bopp bu baax ndax yéen a ngi jariñ bu baax a baax promoteurs yi ndax réseaux sociaux bi. li promoteurs yëpp am nañu chaîne. waaw promoteurs yi léegi. promoteurs yi léegi am nañu waaye Bawol am na ana Bawol ku fi toogal Bawol léegi Bawol la nekk ay pël bu rafet. Kewel Info. daal man li ma bëgg. réew mi xam ko mooy réseaux sociaux bi ñun dañoo ñëw pour chercher de l'information pour jox ko askan wi. parce que askan wi neexul ba neexul mais réseaux sociaux bi la ñu taamu de gars yi wala. waaw léegi dinañ ñëwaat. waaw addina moo avancé. non mais yéen danañ ko gën a expliquer mais yéen ci biir làmb dinañ ci ñëw bu baax. parce gën a que expliquer. dañuy dem Thiès. seetaani làmb Sidi Diakhaté xam ngeen ma nga fa woon dimanche passé ak la TFM ñu dem xool làmb jàkk na mu tëddee ñu dellu si waat ñu ubbi waxtaan bi ñu waxtaan bu baax ci rôle réseaux sociaux yi ak li nga xamante ne ni moom moo di làmb wala maawo bu la neexee ñu def publicité ba pare ndaxte bisik ñi ngi taxaw waaw kon ñu xool résumé bi te dellu si waat. bu jeexul fi dootul jeex maa la ko wax daan na ko Boy Pulo daf ko imposé mu tëgg mbot mu langaan jiital ko kenn du jiitu di boot kàddu yi mu joxe nii
oh tëgg na ko mbot oh waay mbot waay waay mbot waay waay mbot waay waay mbot waay dañ lay jël si doo jóg jàppoo bu wóor maa la ko wax tël andi maa la ko wax Sidi Koudane ah man moom laa lay bëgg a laaj pas cher wax ma ko parce que man maa ngi woon booba di calculer affaire yi Koudane maa wa Koudane dongaleel waay Zarko Sa Thiès waay yow Sa Thiès bu Kër Malal jongaleel man Ablaye Wade moo ma posé sama appareil bi 1 million manque 200 000 ku yor force en lay mu du koy tooñ dina dajeeg yow de dina dajeeg yow de dajan nañu coppet la ko def mu du loo tibb na tànk bi tuur na ko laay lay Dakar gee daam mais nan lay nekk Thiès farak yow waay waaye defal naa ko fekk dama ni amul bëñ du màtte yow daal màttu la defal naa ko Sénégal nga jëpp gis nañ ko nga taf na ko am di nogay taf na ko ne daf ko bitter ñi bitter ñi la ko def ko bàyyi ba muy dem mu delloosi daf ko delloosi boobu nag boo amul doole amoo rotation wu rein doo ko mën a def sëkkatal arrêt slip non songum kaw li wóorul ku moytuwul ku lay daaneel de la ilaha illallah ay waay arbitre atte na waay deret a génn lamb ju neex nag vraiment combat yu neex mi ngi noonu bàyyi Thierno ñu ngi lay gërëm bu baax ci reportage bi méngoo na ak li fa am vraiment ñu ngi encouragé waat Sidi Diakhaté parce que Thiès bu melee nii Sidi daf ci am solo te combat yi nga tëgg combat yu neex la vraiment ñëpp bëgg nañ ci bu ma duggee Thiès nag Habib Niang il faut ma nuyu ko waa di doomu Thiès doomi Kajoor di fa def lu baax di jàppale étudiants yi di jàppale képp koo xamante ni ci néew gi doole nga Cheikhou Dia di frère Arona Dia moom tam ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu nag Ndiaye Ngom mooy law be Macky Ndiaye Ngom yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ko nee na ma boo ma tuddee na nga tudd Moustapha Diop ministre ndaxte mooy xaritam kon Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax Moustapha loolu moo am Thiès dañuy dem ñu xool publicité ñu dellu si waat nag dugg ci waxtaan bi ak sama gars yi. Chez nous en Afrique, les conseils de nos aînés sont sacrés. Mon père m'a toujours dit qu'un seul bracelet ne teinte pas. Mon oncle me disait souvent que seules deux mains se lavent parfaitement. En grandissant, j'ai compris le sens de ces paroles. Dans la vie, on n'avance jamais seul. On a tous besoin de soutien. Le soutien que je cherchais, je l'ai trouvé à Bissik Sénégal. Voilà déjà 15 ans que nous avançons ensemble. 15 ans, notre rêve vous voit grandir. Bissik Sénégal, une vision, un instrument.
sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. Black Power, puissance et énergie. jërëjëf loolu mooy publicité sunu partenaires yi BICIC banque sahélo-sahélienne banque de l'investissement et du commerce wax nañ leen ci taxawaay bi nga xam ne moom la am ci koom-koomu Afrique ak taxaw bi muy taxaw les grands investisseurs loolu muy liggéey boo xamante liggéey bu am solo la l'écran wax nañ leen ko moom mooy meew bi nga xamante ni naan ko yokk na lu bari ci ay ferñeenti doomi aadama yu ne ci moom te jëm ci nit Black Power nag wax nañ leen ko mooy boisson bi mayee cawarte gu mat sëkk. balaa ñoo ñëw ci jëll bi ñu ñëw tuuti rek delluwaat ci réseaux sociaux yi parce que dama gis ni Moustapha bu jëkkoon da ngay nam mbër bu ne signature contrat bi dimanche la ñu ngi xaar mbër yi avant ñoom ñii léegi xaaratuñu kenn balaa ngaa xaar réseaux sociaux yi taxul namatuñu benn mbër fu mbër dugg ñu wax ko jabaru mbër rakku mbër doomu mbër léppi mbër est-ce que loolu sàkkilul est-ce que amul lu muy yàq parce que loo daan fay di ko seetaan léegi fayatoo da lay fekk si est-ce que loolu du yàq non am na ci côté bu muy yàq amateur maa ngi ñëw passage békay bu fekkente ne wàññeente weexee xastante waaw ki nga xamante ne dafa nekk ci réseaux sociaux loolu lay gas ci mbër ma toujours doxee moo tax mbër yi li ñuy wax yëpp rek ay xastaate la saagaate ak tumalaate waaw mais est-ce que du ñoom ñoo ko yokk en fait ku lay laaj boo laajee waa ji mu xaababal lii lu jaan boo ko laajee day taay ba mu xóot waaw léegi am nañ ko bees Batika boo ko laajee mu gën a kii donc yooyu yëpp tamit du nekk ku lu defar ci làmb neex na nag parce que dina bari ay vues mais du jox personnalité ak fulla ak fayda làmb benn ko war a jox donc ñoom comme yàlla dafa def nag ñoom lépp ci li ñuy def làmb la waaw am ñoo xam ne làmb kese la ñuy def vraiment man lépp lu ma xam ci làmb vraiment ci réseaux sociaux laa koy gisee donc nag ñoom war nañ bokk tamit ci acteurs yu liggéey pour làmb taaru tegu ci yoon alaaji man li ma leen di wax mooy lii ngeen ñoom li ñuy def du ñoom rek ñoo koy def am na Europe am na partout mais du ñu gêner dara ci organisation bi donc def naa ne war nañu waxtaan ak CNG am ay séance de travail ak ñoom pour ñu teg leen foo xam ni dinañ liggéey seen liggéey te duñu gêner kenn ndax boo xoolee Europe manifestation yi am caméraman yi toujours dañuy sori du nekk ci biir stade bi wala ci benn production terrain bi ak yu demee noonu xëy na li mu nekk benn production moom du ñàkk sax yenn manifestation yu mag a mag yi mu nekk plusieurs caméraman yu fa nekk ak tamit plusieurs sites yu fa nekk mais ñu trouver solution boo xam ni du ñu gêner nit ñi parce que bu ñu demee ba war a transmettre nit ñi image gêner image bi mais seen liggéey mooy yàqu je crois que kooku war nañ si waxtaan ak CNG pour ñu trouver leen benn solution boo xam ne mais xam nga foofu day am accréditation fii daanaka du fi am mais ñu ne muti ko am na làmb yoo xam ne rarement la de lan leen di woo ni leen ñu te bu ñuy woo ñu mag ñi la ñuy woo ñenn ñu nu gën a mais bekay géew bi CNG moo koy gérer waaw géew bi CNG la CNG moo koy gérer la preuve à un certain moment dañu woon dañuy wàññi ña fay nekk am na temps géew bi daf naan leer nañ bi daan bëri Demba Diop jusqu'à présent pourquoi loolu duñ ko def nañ trouver solution pour ñu bañ a gêner nit ñi parce que mënuñu jël image bu pare di gêner nit ñi di gêner et puis seetlu nga leen ci clafu Gaston Mbengue 2006 xam nga ne amuloon barrière amul dara ay saako rek lan mais doo gis kenn amul sax suuf amul woon pare gars yi encadré la waaw ba nga génn amuloon dara kenn du yàq kenn du def gars yi xam ne aussi y a 20 lutteurs ci biir làmb ji yuy bëri 20 lutteurs bu nekk boo nekk 15 personnes boo defee total bi dafay bëri si rajoute
ménager bay romb ak promoteur bay toog ak parce que lamb dañ dem ba ñëpp nag 300 personnes la ñuy doon am minimum di vivre lamb te lamb nag pour nga vivre ko vraiment ca kaw la le comportement aussi ndax loolu tax ay mbéy gi Double Less ay mbéy gi Rebelle rek ba wàcc si ñun amul barrière amul dara te coow mos lu mënti xew dinañ sëgg bëre ku ne dem sa yoon mais léegi nag nga xamante ne policiers yi dañuy ñëw teg barrière yor lacrymogène du tee lacrymogène yi tàkk yooyu tamit ay jàngataat la ak defar jikko yi ci ginnaaw jikko yi ci ginnaaw yaakaar naa ne loolu Baye Ball la joxeel ma micro bi Baye Ball joxal ma Ndoye amateur joxal ma ko micro bi Ndoye Ndoye amateur la moom président des jeunes amateurs mooy président des jeunes amateurs Ndoye keroog am ngeen lu leen métti de waaw El Hadj Bagaye ñu ngi lay nuyu di nuyu suñu père Moustapha Gueye di nuyu suñu père El Hadj Papa Dieng vraiment di ñëw ci question bi rek parce que question bi moom yaakaar naa benn la rek muy insécurité bi ñu doon gis keroog ci làmb ji mu nekk loo xamante ni vraiment yàgg nañ ko gis ci làmb du c'est la première fois tout récemment combat Ada Fass ak Bébé Bismi gis nañ fa lu mel noonu ci géew bi mu nekk loo xamante ni tey jii géew bi xajam ñu wàcc dem ba ci CNG bi wax leen ko xamal leen carrément ni leen di géew bi xajam na te amateurs yi dañu ñëw pour seetaan làmb mais depuis lors gisuñu benn résultat gis nañ li xew dimanche passé mu nekk loo xamante ni tey jii nii amateurs yëpp dañ ko rafet dañ ko ñaawlu rawatina ñun waa jeune amateur parce que ñun yéen am ngeen solution non ñun suñu solution yaakaaruñ fenn fudul CNG bi ak le ministre Matar Ba parce que tout récemment recevoir nañu ci bureau ñu xamal ko ni ko ñun dañ gis loo xamante ni vraiment neexuñu ñun amateurs yi surtout jeune amateur parce que lamb li fu noble la El Hadj Bekaay nit buy ñëw lamb day sañse bàyyi këram nekk responsable bàyyi njabootam bàyyi léppam ñëw kon dañu leen war a teg ci condition yu baax keroog insécurité bi ñu gis ci géew bi loolu dafa ñax dafa sax ñaaw service d'ordre bi est-ce que bari woon non mais service d'ordre bi El Hadj Bekaay ñëpp xam nañ ni doyul parce que ministre bi dafa ni képp koo xamante ni yaa ngi organiser arène nationale dinañ la jox 100 gémi mais liñ fa gis keroog matul sax 30 gémi xam nga loolu tamit dañ ko war a wax loolu waa arène bi ñoo ko wax ñoom ñooy loolu même bu fekkee ni tey jii ki nga xamante ni mooy promoteur bi moom moo indiwul gémi yu doy laaj Bekaay mais CNG bi war nañ jël seen ay responsabilité ba nga xamante ni est-ce que sapeur sax amoon na fa waaw sapeur amu foo gis nga li Lamine wax bi mu génnee di jënd café am na ñu mu gis ñuy tëb ci miiru stade bi loolu dafa ñaaw amateurs yi bu ñuy dugg dañ leen di fuyete dañuy jékki-jékki maye porte laaj Bekaay lamb dafa war a dépasser maye porte képp koo xamante ni amoo billet nga toog sa kër. booy maye porte non mais si laaj Bekaay lamb ñi ñuy may porte ñooy dugal arme yi. dugg naa mbalit bu bari lamb ñi ñuy may porte ñi ñuy may porte. booy bul yàq waa mbalit yow non mais Père Bekaay loolu dafa wala mbalit mi moo changé mbalit mi dafa salté léegi changé parce que mbalit mi boo seetloo tey ji nii mbalit mi. Maawa bul waneeti lii waay. si war nañ koy wane ba ñu xam ne rafetul. war nañ ko wane ba xam tey waaw boo seetloo tey jii lii am nii. vraiment lu ñëpp ñaawlu la. ba pare mu xew ci suñu kanamu ministre des sports. waaw ci kanamu Alioune Sarr président CNG loolu nekk loo xamante ni ñun waa jeune amateur ñu ngi koy metti lu trop. géew bi nañu yokk sécurité bi. wax naa ko ministre bi CNG bi ñu ngi jëm mag nañ leen renforcer ak ay sécurité yoo xamante ni ay homme de tenue la ñuy doon wala ay sécurité yoo xamante ni ay nit yu am kattan ñu nekk ci géew bi. joxal ma baax mais géew bi boo seetloo ku jóg dugg loolu du yoon. géew amu fa sax. joxal ma baa promoteur menacé reporter entraîneur waaw nuy naa mais dama lay laaj yow li ma lay laaj mooy géew bi est-ce que yow noonu mu mel noonu bariwul mbooloo mu fa ne. jërëjëf Bekaay maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di nuyu El Hadj Papa Dieng di nuyu Moustapha Gueye di nuyu waa impro yëpp nag di nuyu sama patron Medoune di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan fi nga xam ne mooy TFM di wax ne li nga xamante ni moom mooy làmb ji El Hadj Bekaay pour man waa CNG ñoo naagu ndax dégg naa fii li am ku wax ne dañu war a def ay badge ndax ñun ay manager lañ. su fekkee ne grand combat dañ la may 10 personnes petit combat yi ñu may la 10 personnes da ngay indi liste boo xamante ni mooy 5 personnes ñu la may pour mu ànd ak mbër mi. ba pare suñ duggee ci géew bi ku ci nekk 5 personnes da ngay wax ku nekk turam ñu jox la badge nga téye ko mais biñ gisee bi saison bi jeexee ba commencé waat badge yooyu damaa gis ne gisatuñ ko ci biir géew bi. te loolu amoon na solo su la joxee badge di nga ragal a def dara ndax identifier nañ la ba pare mais ñi indi dégâts bi keroog munoo wax ne fan la bokk munoo wax ne entraîneur munoo wax ne supporter la. munoo wax non mystique la bokk. loolu moom xam nga ko. mais tamit mystique la bokk gis nga lamb day am commission mystique. waaw préparation mystique am na. waaw mais ki nga xam ne day jigéen mbër dañ ko war a tànn.
warul nekk koo xam ne supporter la mais léegi mbër yi dañuy jël seen benn supporter boo xam ne xër na ci ñoom rek ne ko dama utal ma mystique te warul demee noonu war a nekk koo xamante ni war naa am xam-xam war naa dal war naa am lu muy jomb mais jël benn koo xam ne sa copain la rek jël ko ne ko yaay téye sa mystique kooku loola yàqal ci àdduna moo la ko yàqal waaw joxal ma Pape Maguette maa ngi lay nuyu Maguette moo jógee ci benn télé dem Sénégal quoi mais dama lay laaj lu tax nga jógee ci télé dem ci site yi balaa ngaa wax lu tax mën naa nuyoo ba pare ma door ak non loolu rek la pour question réponse la non damay nuyoo pare asalaamaaleykum ñëppay nuyoo mais non boy bu nuyoo maa ngi nuyu père Tafa foog naa ne moom bokk na si samay conseil non genn wàll gi toog fii yëpp Tafa Gueye lañ doon seetaan ñëpp Tafa Gueye lañ doon seetaan ba mujj doon ay reporter léegi ma répondre kon directement li tax ma jógee ci télévision Sen TV maa ngi leen nuyu au passage boy waxuma nga def procès Sen TV waaw dama leen nuyu rek parce que fa laa jógee sama kër la fa laa jógee maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp parce que produit foofu laa parce que def naa fa 8 ans dama def 8 ans Sen boy bu may fi indi yow yëpp laajuma la ko dama lay wax processus bi ni ma def ba jógee processus daf lay yàggal voilà léegi bi ma demee fële li tax ma dem fee waaw àdduna mooy dox jamono mooy dox du affaire fee pour xaalis loolu rek laa la laaj dama ne ndax fee ak fii fopp xaalis waaw maa ngi ñëw jamono mooy dox Père Béga yow sax léegi am nga chaîne waaw moo tax may bëgg a laaj dafa am xaalis waxoo yi voilà dafa am xaalis jamono mooy dox naa ngi lay tontu doo ma tontu waaw jeex na jamono mooy dox moom laa wax mais kon am na xaalis jamono mooy dox xam nga léegi moment bi ñu toll léegi techniquement laa lay wax waxuma waxu xaalis non xaalis moom amu ko xaalis moom amu ko parce que man gis naa ne comme da nga wax ne dañuy xeex tey dafa am loo ñuy bëgg a teg buur sànq ba tey mi ngi riposté man tamit sànq ba tey maa ngi toog di la déglu damay riposté léegi jamono rek mooy dox dañu def fee dara nit soxla ñu jóg dem parce que tamit non léegi ñëwaatal ci affaire non bàyyi naa foofu léegi ñëwal ci dem léegi dafa am sànq ba tey dafa am lu ñu fiy wax waaw man d'accord ma ci muy lan bu ñu ne réseaux sociaux ñu généraliser ñëpp réseaux sociaux dafa am youtubeur am chaîne d'info général am mooy yenn site internet yi nga xamante ni ñu ngi fi dafa am ay journalistes ya fa nekk bëri na ay domaines yu fa am ñoo xam ñi dañuy def politique ñooñu télé la ñu yor waaw attends daanaka non waaw télé la daanaka moo tax ma ne la dama jógee fee dem ci fee mais daanaka fa ma dem comme télévision la parce que am na plateau bu ñu defar pour télévision dañuy def ay émissions en direct am na ñoo xam ne dañuy def politique ñii di def société ñii di def people ñii di def leneen ak leneen ñii di def sport ñii di def làmb ay desk la gis nga télé ni mu amee desk noonu la site d'info général yi amee ay desk mais bu ñu ne télé en ligne voilà télé en ligne voilà en ligne la quoi média en ligne la xam nga mais bu ñu ne réseaux sociaux ñu généraliser réseaux sociaux li tax ñu naan réseaux sociaux mooy li ñuy wax Instagram ay Facebook ay WhatsApp ay WhatsApp ak yeneen mais dafa am des chaînes yoo xam ni site d'internet d'info général waaw seen taxawaay ci biir làmb ji laa bëgg nga ñëw ci parce que boo yow yi may expliquer suñu waaw mais loolu laa la mën a expliquer c'est très bien waaw vas-y léegi seen taxawaay ci biir làmb suñu taxawaay ci làmb parce que yéen ak ñoom yéen a bokk ci terrain bu ngeen di liggéey non ñoo bokk ñoo yem mënuñu tàggaloo suñu taxawaay mooy comme par exemple ni ñu ko waxee rek àdduna mooy dox ba nga xam ne léegi li ngeen tuddee réseaux sociaux site internet yu commencé bëri jamono moo doxee noonu sànq sama papa Dieng wax na ko sànq nee na ñun li ñuy def même en Europe dafa xew dem di dugg ci vie privée jàmbur loolu yëpp ay innovation la lu jëm ci wàllu média mais li may gën a ñaawlu mooy comme sama confrère rek li ñu ko ñaawloo li xew keroog ci stade bi mais premièrement man li may waxuma la sax mbër yi ak amateurs yi même les journalistes du ñu nekk en sécurité même les journalistes. mais bien loolu yàgg na ci parce que tey yow. appareil parce que tey benn appareil bi ngay yóbbu rek non ñun keroog li dal mbër yi ñun mën nañoo dal. parce que benn instant ne nga xàmmeetuñ leen woon. dem nañ ba dugg ci biir di wut information la ñuy wut ñii di jël image ñii yor seeni micro mais tey imagineel yow nga yor sa média sa benn site internet nga yor sa caméra buy jar 5 millions ou bien 3 millions. nga jox ko sa reporter ak micro HF rek daanaka mën nañ wax ni na jar 200 000 jëm kaw. waaw loolu yëpp dafay exposé wu bu ci dara yàqoo exposé wu nga. moom reporter bi exposé wu na. parce que mi ngi jël risque di ci liggéey.
mais li ma mën a wax rek mooy keroog gis nañ loo xamante ni. ci làmb ji man bi làmb ji jeexee. Buur Siin bi mu jeexee ak. Eumeu Junior bi mu jeexee man dama dem si force de l'ordre yi xam nga ñoom bu ñu paree dañuy rang. waaw balaa ñuy dem bi ñu rangee dama leen doon compter. bi ma leen compter wóor na yàlla bi ma leen compter 15 personnes lañu. 15. ñi ne woon ci biir géew bi. ñi fa nekkoon si biir. waaw bi ñuy rang pour dem. waaw 15 laa compter man. waxuma nag am na ñu ma gisul peut-être mais ñi ma gis ñu rang mat na 15 personnes et puis li gën a garaaw sànq da ngeen ko wax. bu ñu demee ba benn instant ci làmb dañuy ubbi porte yi maye nit ñi dugg. maye mais ñi ñuy may ñu dugg ñooñu duñu leen fuyee. waaw kenn du leen fuyee moom la amateur bi wax. loolu mooy risque bi. loolu mooy risque bi. ah booy ñoom en plus kenn ñun Pape Ndiaye lañ ko tuddee woon. beneen affaire bi xew yàgg nañoo wax reporter yàgg nañoo dem jël acteur de la lutte ñu ne arène bi ni ñu ko defaree méngoowut ak norme làmb. mais bi làmb ji bi xeex bi amee. suñu chauffeur ñun. si oto bi la nekkoon duggul ci biir làmb ji. bi ñu demee bi ma koy expliqué li xew daf ne ma li xew si biti moo gën a grave parce que nit ñi dañu doon tëb génn wut ay xeer ñëwaat am na ay moto yoo xam dañ ko doon tijji di ci génne ay paaka. ay lan paaka suñu chauffeur moo ma ko wax. moo ne maa ngi toog si oto mais si biir chaise bi laa dama wàcc bañ ñu agressé ma moto yi la ñuy tijji génne paaka yi duggaat. mais xanaa si contrôlé wuñ leen. mais mooy li ñuy wax bu ñu ubbee porte yi ku nekk mën na dugg. am na benn instant boo xamante ni nit ñi dañuy bëri ba nga xam ne contrôle bi ñu war a def du ñu ko mën a def. dañuy évacuer gars yi pour gars yi mën a dugg gaaw parce que si biti gars yi dañuy exposé. jërëjëf joxal ma pël bu rafet ma nuyu ko bu baax pël sa tur naka la. da nga koy nëbb. waaw bon fii di Sénégal. jamono neexul fekkee daal dañ may. maawo mu ne maa ngi lay laaj lu ne bu yàggee ma laaj la sa numéro maawo moo ko wax mu ne bu yàggee ma laaj la sa numéro. waaw mais pël yàgg naa gis jigéen ci biir làmb mais dama gis nga ñëw rek jël sa place lu la ko may. waaw dama lay nuyu ba pare di la jaajëfal di nuyu suñu papa ak suñu papa Moustapha Gueye di nuyu sama naataango yi nga xamante ne ñoom laa fi dajeel. di ñaan jàmm ndax nee naa lu dul jàmm ko gën. di nuyu sama patron Assane Ndiaye jaata Ndiaye moom mi nga xamante ne daf ma fay lu ma c'est patron de presse Moustapha yi. macha allah waaw. dëgg du neex. non am nan xaalis réseau yi am nan xaalis. Assane kay di nuyu sama nijaay Assane Diop. Zak Balla Ndour suñu waa kër yëpp ak ñoom. kon yaa ngi def yëfu mbër yoo. ak sa yaay. sama yaay kenn du moom. léegi Faris bi. waaw léegi sa place ci biir làmb noo def ba am occupé ko. sama place ci biir làmb damaa ñëw fekk fi samay góor muy buur géwél ñoom ñi ñu yaatal ma yaatu loolu nag ndax su ma ñëwoon ñu xatal ma amaana du ma am fit ba fii am place tey jii xëj na looloo tax ma yaatu ci làmb ji kenn moomu ko nag ndax nee naa la séentu asamaan jarta buuxante waaye nag ku béy sa waar tamit da nga koy am ndaxte doo ji gerte nga am dugub li nga ji rek loolu ngay kii góob loolu dong la mais làmb ji loo ci gis palaasu jigéen metti na neex na neexut dara neexut Père Bécaye ndax lekk sax dafa métti mais lépp looy dugg rek da nga ciy dugg ak jom surtout lekk gu neexul waaw da nga ciy dugg ak jom dugg ci ak bëgg-bëgg loo dugg ak jom rek yàlla suturaal la ci mais di jege mbër yeeg gàllaak yeeg yooyu est-ce que amul lu muy wàññi jigéen loolu yàlla rek moo xam fii yàlla moo fi nekk nit yi dama bëgg à chaque fois yàlla buñ ko gëmee ñu wóolu ko lu xew yàlla la lu am tamit yàlla la xëy na mbëri gàllaaj yi ñuy defuñ ko pour leneen bu bonoon ñoom duñ ko laal amaana ay muslaay kese la nekkul loo xamante ne lu bon la loolu foofu laa koy jàppee rek mais ak képp kuy jigéen di yëngu ci làmb ji dama lay ñaan rek nga am fulla ak fayda ak jom ndax lu dul fulla ak fayda dara ci àdduna fulla ak fayda daal moo gën lépp ci àdduna ndax jigéen ci biir góor waaw dafa métti ay cokkaas yeeg waaw lu ne ngay gis piis man nag samay xarit lañ wax dëgg neex du lay piis boy bu leen ko piisan moom ak Fatma man nag samay xarit lañ kenn piisuma kenn 15 février bi àndoo ci kenn ci ñoom de le 14 14 la tudd wala 15 la tudd 14 ci fa xaw ma sax Saint-Valentin kañ xam naa yow laay mujjee àndal man mii yaayu xale yi lay do Matar sa xarit nga ne lay ci ginnaaw sama xarit la bàyyi ba mu làqatu ñu waxtaan dégg nga mais kontaan na à propos li mu wax rek jox na ma xel ci le 14 Idi Diop xam nga tey émission bi sax Idi Diop laa ko may bien sûr Idi
Idi laa ko may xam nga moom ak Youssou Viviane Titi am nañu soirée bu mag te génne na CD bu mag ah bu neex Time is Africa xaw ma nan la ko tuddee Idi nag ndaanaan Idi ndaanaan la c'est un vieux routier maa ngi fàttaliku ba muy woy ndox mu neex mi ci géej lay dëgg la ak ngelaw lu neex booba Star Band la moom ak Youssou Ndour ak Touba waaw mu ne ma maa jëkk woy Serigne Touba ci wax moo tax Jóob Kebe lu ne la ko defal Idi ñu ngi lay encouragé doyen nga sunu xarit nga nit ku baax sopp nañ la lool te nit ku baax la pour te dire nit ñi bi may wax ak yow te la laaj sa tur fukki nit envoyé nañ ma sa tur du ma ko wax de baleen foofu ci biir léegi dañuy ñëw ci jël bi ak Moustapha Gueye ñu dellu si waat na ci ñi nga xamante ni vraiment toog nañ fi jotunoo wax mais xam ngeen télévision la waxtu yi mooy demee noonu mais dinañ ñëw léegi ci sama gars yi Moustapha keroog li lamb ji di miti Eumeu Sène junior bëri na fa bëri bu rëy mook Bour Sine parce que quand même c'est vrai que lamb ji amoon na lu négatif mais amoon na lu positif aussi c'est-à-dire nag toujours nit ñi ni ko Sidi Lamine Niass daan waxee saxaar gi yegg gaar ba intéressé wu leen mais bi yegg siwul moo leen intéressé lu tax mu tardé waaw loolu la Sidi laan wax dafaa nga jóg indil nu Eumeu Sène junior ak Bour Sine ñu xool nan la Eumeu Sène junior def ba daan mais dangay boo gisee loolu waaw ñaar ñi ay bëri grand combat la waaw mais lii combat bu mag la ñaar ñi ñu bëri grand combat bi ëpp ñu leen dayo surtout ñu leen ñoo nekk ëpp vécu ci lamb moo tax def nañ un combat de feu combat bu neex li ma ci tënk yëpp rek lu gàtt lay doon mais combat bi ñu jàpp ne diire na diggante benn ba ci fukki minutes tout est desoon ñàgg ci 15 minutes yi ko pañ yi bëri woon na jàppante bëri na bëri am na fa ki war a daan nag daan na waaw Big Pato nee na réseaux sociaux bi am nañ fi njëriñ boo xamante ne kenn mënu ko expliquer Big Pato mu ngi ak yéen le lutteur policier macha allah mbokk téléspectateurs yi Eumeu Sène junior école de lutte Mor Fadam ngeen jàkkaarloog moom mu gital tànk càmmoñam prêt à bondir fixé adversaire am Bour Sine écurie Bawol jeune talent boo xamante ne vraiment ko war a avenir la wane ginnaaw ngemboo ngembulu jaune li moom tam fixé adversaire am maa aussi si ana nga vamos maa ñu dem Leewtoo combat bu technique ñaari mbër yi Bour Sine très déterminé commencé cokkaas ñu gis ne Eumeu Sène junior mi ngi dox ci kaw adversaire am di ko teg écran vraiment sëkkatal ko logique na boo xoolee dayo ba bind bi Leewtoo bi xaw a yàgg combat bu gudd gaañ voilà lii dafa am solo gis ngeen ne Bour Sine déclenché na direct du gauche au foie mu dal ci naw gi. dafa mel ni dal na ci naw gi mais logiquement bu daloon ni mu war a dalee adversaire bi bu daanuwul directement dina sentir ne moom mi perdre na beaucoup de choses. parce que plexus fii ku ci dóor ko pañ boo ko war a dóor au moment surtout adversaire bi noyyi là vraiment ça te coupe dal na ni mu war a dalee ou dalul moo ko dalee en tout cas dóor na ko direct ci plexus moom ki nga xamante ne mooy Bour Sine maa aussi c'est alors. def attaque moom Bour Sine mi ngi attaque adversaire am quand même di moo gënoon sax baax moom Bour Sine li nga xamante ne moo nekkoon bagarre ci li nga xamante ne mooy Leewtoo bi dafa am nag ay mbër yoo xamante ne dañoo mën a bagarre ci Leewtoo am mbër yoo xamante ne buñ jàppantee la ñu mën a bagarre ku ci mel ni Balla Gaye numéro 2 accrochage il est très fort ku ci mel ni Modou Xarañ Lo moom nag dafa boole les deux Modou Xarañ Lo xeex bagarre ci biir jàppante ba pare xeex bagarre ci biir Leewtoo donc ñenn ñi benn la ñu mën ci ñaar ñi ñenn ñi allier les deux donc ils sont très dangereux ñi nga xam ne dañu allier les deux ñu ñëwaat ci Bour Sine bi nga xamante ne kii di Eumeu Sène dafa daw di ko soog dafa dellu ginnaaw def lu rafet bloqué bopp ba ñuy fàttali ba tey rek ci taarix ne bopp mooy guidon mooy volant oto mooy volant mbër en général fooy daanu rek fële sa bopp a jiitu sa bopp fu mu xool dafa ngay daanu moo tax ñuy interdit les lutteurs bu ñuy bëre ñuy xool ci suuf je parle de la lutte olympique en général dañ naan la il faut toujours regarder le bon Dieu ba ma si suñu dem te tànk Bour Sine bloqué ko arrière bien réfléchi Bour Sine toujours en bagarre voilà léegi nag ñu ngi jëflante ci biir Leewtoo bi xool leen ne Bour Sine voilà maintenant nag Bour Sine aspiré na adversaire am woo na ko ci xeex woo ko ci xeex à un moment donné mu reculer wàcc song adversaire bi àgg ko foo xamante ne nag fii mouvement de chute la logiquement Bour Sine dafa amul mouvement yu mu def dafa song taxaw sur place benn ndaxtu la am fii am na ñetti ndaxtu
benn ndoxtu mooy téye na ci pooj bi ci ginnaaw ñaari ndoxtu téye na ci pokotaan tànk bi ñetteelu ndox bi lépp importance aussi mooy bopp bi nekk ci pokotaan bi fii liggéey la ñu dem maa aussi position bu baax ah voilà adversaire bi gën bopp bi rek c'est important jàpp si ngemb li mu ko teg mu dal ginnaaw xam na li ñuy bëri actuellement Bour Sine mi ngi bëgg a manœuvrer son adversaire bi nga xamante ne mooy Eumeu Sène accrocheur la bagarre voilà xool leen la ni gis ne xeex bi léegi ni Bour Sine dominé ci léewtoo bi ak ni Eumeu Sène dominé ci xeex bi gis nga wàccaat fii tamit sawaay lu extraordinaire fi ama ñaari mbër yi dañoo séddoo ñoom ñaar dañoo womonte alors retour jàpp gañoo Eumeu Sène junior mi ngi pousse adversaire pour génn ko parce que situation bi ñu nekkoon xëy na jekk ko xool Eumeu Sène junior la bagarre waaw léegi nag gaañ fii sérieusement Bour Sine dafa dem jàpp tànk mu rëccaat mu rasu imaginez-vous gis ngeen combat bi gars yi rythme la xeex bëre métti lañ bëre bëre bu doy waar Bour Sine bëre bu métti trop bëre bu neex fii c'est la fatigue léegi fatigue coono feeñ na fii ñu ngi taxaw di xoolante nag parce que Bour Sine dóoratul njamante nañu wala voilà ça c'est normal et c'est normal aussi fatigue di am ci bëre waaw bëre naa du ma sonn amul fenn da ngay sonn waaye boo sonnee na nga mën taxaw alors xool les contacts xool contact du lii dañoo bëre lii jarul sax report dañu leen bàyyi ngeen xool combat bi quand même combat de titan gis nga ki gën a jekku ki gën a jige kii xeex rapprochement la pression topp mu ko Eumeu Sène topp tamit c'est important regardez-moi ça téere ba dem na ma xam ne du fekk coono borom coppet nag alala ah gars yi nag fii dañ fii taxaw nag ci yoon waaw jàpp tànk bàgg bu leen fàtte ne lii am fii amoon na ci Bour Sine bopp bi waroon a génn ci bokkataan ba mu téye mu am ñetti ndoxtu benn ndoxtu Eumeu Sène c'est important ñaari ndoxtu ba tey Eumeu Sène ci bokkataan ci loxo tànk bi ñetteelu ndoxtu nag nga gis nag ki nga xamante ne mooy Bour Sine mi ngi génnee technique de génie mi ngi génne bëgg a génn bopp bi parce que bopp bi bu jaaree fii rek mooy facilité de victoire bi mais nag naka la koy génnee pour nga génne ko tànk bi ci ginnaaw bii dafay dem ci ginnaaw voilà droitier la bëtt na ma fii tànk bi foog mu def nii fii def nii mu deñ mais tànk ba xas na décollé moment bi muy tànk bii rëcc na mu ci conscient fa la liy xew di xewee. mais Eumeu loxoom dugg na bu baax de. donc Eumeu am na prise bu parce que loxoom dugg na bu baax mais Bécaye dafa manqué li manqué Eumeu fii mooy bopp bi. waaw ci pokotaan bi war a jaar mais tax mu ko gekk carrément fii. donc daf ne toutes ces forces xam mooy li tax ñu wax ne bopp mooy guidon. bopp dafay jeexal combat. ko bloqué maa aussi c'est Bour Sine ngi bañ mais tànk ba mu téye mooy problème bi xool moment bi tànk bi dina cee. rotation. dafa jekk di. xoolala. ñu xool ko ci ralenti bi. Pape Modou. dafa jekk di. merci beaucoup Mbaye mon fils. dafa jekk di ci biir. il fait beaucoup de belles choses quand même bañ na ko. rotation à gauche. gars yi mbokk téléspectateurs yi nag. combat bu rëy. combat bu riche ñaari xale yu déterminé. mais dañ ne lii ci combat bi toujours rek que ne kii de Eumeu Sène junior am na lu mu expérience bu mu ëpp ki nga xamante ne mooy Bour Sine ba yóbbu ko ci rythme bi ba daan ko. nos encouragements à Bour Sine macha allah tegaat ko ci kawam indi nga état indi nga forme mais bisu ndam bisu daanu la nos encouragements aussi à ki nga xamante ne mooy Eumeu Sène junior yokkaatal bi ci kanam yokkaatal benn escalier ñu jox la li ñu la war a jox nag. gars yi nii la ki nga xamante ne mooy Bour Sine Eumeu Sène junior daanaka ko jël bi set bu amul benn werante. jërëjëf Moustapha yaakaar naa ni leer na professeur la jàngal na la yow mi daanu am na ci lu mu wax loo mën a jël dugalaat ko sa ngemb ëllëg mu jëriñ la yow mi daan aussi la même chose am na lu mu la mën a jëriñ combat bi am na solo de. trop neex na. combat bu riche la. combat bu riche la. ndax lépp a ngi ci. waaw lépp a ngi ci. bëri nañ presque 10 minutes. tambour battant kenn bàyyiwul. mais comme li Moustapha wax. bëri bi dafa am foo xam ne bu fa eggee xel rek kay daan. na da ngeen di sonn. waaw boo sonnee. Bour Sine coono bokk na ci lu ko daanee. bien sûr. ñoom ñaar ñëpp sonn nañu. ñoom ñaar ñëpp sonn mais Bécaye sonn boo ko déggee. alaaj Pape Mbaye nga baal ma de
kenn mënut a am condition à 1000% ba doo sonn booy compétir. déedéet waaye boo sonnee da ngay dañ lay liggéey pour nga taxaw continuer. récupérer donc ça veut dire que ñoom ñaar taxaw nañu sonn trop. que gën a déterminant nag mooy que mujj a song. des fois songoo dina noppalu di nga ci noppalu. exactement am nañu. bu ñu jàppante moo tax ñu ne am nga main d'attaque ak main de défense soo bëggee défendre pour récupérer. mooy gars yi téye gaño ndengeñ Mohamed Ndiaye Robert Diouf mu ne woon na ko topp ci ay combat bu méttee mu jël sa su boppam teg sa pour téye seen ñaari gaño ndengeñ récupérer jékki-jékki def action. ak sa combat ak Mor Fadam seen deuxième combat Demba Diop. mais déggoo li ñu wax boobu maa ngi ci biir géew bi. yaa ngi ci digg géew dañ ne la condition physique ça se gère. dañuy sonn ak loo entraîné aussi mënoo ñëw def tambour battant amul benn mbër bu mën def tambour battant 5 minutes. song dóor bëri song fàq patam loolu xol du ko résister. waaye nag il faut savoir gérer aussi la condition physique. dëgg la mais Bécaye dafa am lu ma bëgg a laaj Moustapha ndax combat bi mu bëri ak Mor Fadam deuxième combat bi Demba Diop combat bi métti na lool. ginnaaw bu ñu bëri. mooy benn match nii la. mais Moustapha nga naan boo ma songee ma botti la boo taxawee ma dóor la. wax jooju nga doon wax pour lan nga koy wax da nga doon nëbb coono bi nga dal. waaw wala da nga doon yàq xelam. xam nga aussi bon sama combat ak Mor Fadam boobu na ko yàlla yërëm préparation boobu préparation déjà c'était pas bien ci ay blessures ay ponctions donc. dinaa joué ci xelam parce que mbër itam dañuy waxante ah. parce que keroog j'ai l'impression que des fois nga joué ci boppu mbër. voilà ba tax li mu namoon du ko defati. mu taxaw donc yooyu itam ay stratégie de discussion di waxtaan tamit bañu moon tam mu songu ma. donc xaar naa du ma song mu ci suuf moo dee song te yow jàppante ak man. te man li may soxla mooy mu song ma ci suuf. mais pourquoi nga ne ko boo xeexee ma dóor nga daanu. exactement mais loolu mais du ko wax. loolu ça donne ça loolu daf loolu psychologiquement da ngay freiner sa adversaire. da ngay freiner sa adversaire. boo fii yegg su ma lay dóor nga daal. genre yu mel noonu moom tam mu tax a lóotoo. waaw su reprendre nag commencé say attaque ak say manière. waay mais loolu yaakaar naa lu am solo la ah balaa ñoo delluwaat grand bi Fadel joxal ma Fadel micro bi Fadel dégg nga liñ fi waxtaan yëpp ah gis nga réseaux sociaux yi liñ ci wax njëriñam. ak li muy yàq tamit bari na ah yow bi nga ci duggee ak léegi loo ci gis. balaa loolu ñoo ngi sant yàlla bu baax. di julli ci yonent bi. di la gërëm ci lii nga def. ndax mënoon ngaa invité ñeneen ñu dul ñun parce que ñaa ko ñu invité. di la jaajëfal ci initiative bi nga def. non ñun nag ñëpp la ñuy invité. waaw mais ñu bari war nañ jàngee ci lii. réseaux sociaux bu beneen yoonee. animateur télé yi la ñuy invité ñu ñëw toog. seetu askan bi miroir la. di nuyu itam Moustapha Gueye. di nuyu itam suñu papa El Hadj Papa Dieng. di wax ko xamal ni doomam jàpp suñu jigéen la. di ku baax. di rafetlu lii di ñaan mu yokk di ñaan itam kër gi suñu borom def ci barke ak xéewal. émission bi nekk émission yi ëpp solo ci réew mi. di gërëm nag fa ma jógee muy waa Pikine ginnaaw raay. di ñaanal sama yaay mu yàgg fi loolu te wér di nuyu waa Medina Rëbës Gueule Tapée. mais yéen da ngeen am sax langage yu mbër yi quoi. mais grand bi ma la joxe micro beeg léegi. dafa yàgg mais mënta ñàkk parce que non affaire mbër yi ngeen di bàyyi quoi loolu mënta ñàkk non waa continuer léegi réseaux sociaux. ba pare avant loolu damay jaajëfal Dieye. dañ la tuddee drapeau Dieye daf maa tuddee drapeau. dimanche bi di ñëw le 16. bon yow loolu rek ngay wax. yow non laajuma la ci réseaux sociaux. kuy bëree. toujours prêt ak Ousseynou Ndiaye ñoo koy bëree. toujours prêt booy bu bien la. arène nationale. ku la ko tuddee Dieye Dieye ak Abdoulaye def taraaka ju rëy jooju. jox ma ko mais laat il est à encourager. waaw jàmbaar. grand organisation mi ngi defar lamb ji hors pair. Non boy parce que promoteur yi ànd ak moom ñu ngi tëgg ay lamb yu. muy tëgg lamb yëpp moo koy tëgg. et puis vraiment da leen di jàppale bu baax a baax. di nit ku baax nag. nit ku baax la nit ku baax koo xam ne lim naan man ginnaaw raay mooy sama almadi lu mu gëm la. dëgg la parce que mi ngi xool. mais bu amee fenn bu amee almadi jël de. mais bon loolu lu mu gëm la. di ko nuyu di nuyu Dieye. di nuyu nag ñëpp ñi nga xam ne nag ñi ngi yëngu ci lamb. waaw léegi yow grand bu wax ci réseaux sociaux waxal ci sa combat bi kañ la dimanche. sama combat bi dimanche la le 16 février. waaw di ci woo waa àdduna. di ci woo képp koo xam ne yaa ngi ci presse. di ci jiital nag sama xarit sama papa sama doyen Mame Boye Diao di ko ci woo. waaw di ci woo mais moom lañ tuddee drapeau bi journée bi du moom lañ ko tuddee wala du moom. non beneen combat lañ ko tuddee. di ci woo Alenia di ci woo képp koo xam ne rek yaa ngi may bàyyi xel ku ma mës a lebat daal lu baax kaay fay ma ko ci sama bis bi. di woo nag sama côté kër papa di woo sama côté kër yaay. voilà jéena joxal ma soxna Sële nu mu Fatima Dia. Fatma nuyu na Fatma moom. Fatma dafa sob nag ci biir làmb ji sob naa soba mel ni Khady Faye yaa remplacé Khady Faye te dañ lay kar comme ay mbër Papa Bécaye nga téye la nga puus ñu téye la dëkk la micro par force Papa Bécaye bu ma ko waxati kii acca Fatma nuyu naa la
waaw Père Bécaye maa ngi lay nuyu. avant tout maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp. di nuyu nag wax dëgg yàlla sama papa Moussa Faye moom maa ngi koy nuyu bu baax a baax. parce que dama ko doon seetaan mu nekk koo xam ne dama ko bëgg. faa ko boobu maa ngi nekk booy nag. ko fay fekk si muy Mao Cissé. ndax suma papa la suma xarit la damay jàppale nag ci lépp moom xam na man xam naa. maa ngi koy nuyu bu baax yéen ñaar a xam. waaw di nuyu tamit waa Infos Rewmi fi ma jógee. suñu directeur Babacar Sode Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax. parce que jël jigéen teg ko ci télé yombul. waaw léegi wax ma ci liggéey bi. liggéey bi en tant que jigéen ci biir liggéey bi. yomb na. Père Bécaye lamb moom xam nga dafa metti. waaw parce que ñun dañ ci doon gis suñuy mag wala suñuy yaay ku ci mel ni Asigay. waaw ay ñoom ki nga xamante ni moom mooy Adja Bitey. Adja Bitey xam nga ñooñu nekk Khady Fall ay Aïcha Faye Khady Faye. waaw ay Khady Faye Ndeye Coumba Fall. waaw aw maroon nekk ay référence. waaw ñoom ñoo. waaw ak Fatim non Fatim mi ngi ci ba léegi. Fatim sama xarit Fatim Diop Dabax kenn du moom. xam nga ñooñu nekkoon ay référence. nekk ay référence ñu leen di xool tey dem bañ bëgg métier bi. amaana buñ ko salteloon tamit duñ ci dugg. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom ñëpp. Père Bécaye xam nga làmb yombul. parce que làmb rek dafa metti nga ne làmb rek dafa metti surtout nga nekk ndaw nag nekk ci parce que nit ki moom lépp looy dugg rek kon niñ koy waxee rek boo ci amee gëm-gëm rek da nga ciy bokk ndax affaire bi kenn moomu ko waaw ndax ku liggéey rek kon niñ koy wax rek ku liggéey daal jariñ waaw ku liggéey ana kan moo fi nekkal Guédiawaye info ayca yow booy làqatu nga lool yow booy fa nga nekk garaaw na de booy yow laa xulooloon yow booy bii xuloo woon noonu jógal taxaw booy da ngay jóg taxaw parce que yow fi nga nekk dafa ruxee booy bi xuloo noonu cooki bu ngand Guédiawaye maa ngi moom noo tuddati Càndum Guédiawaye càndum la c'est vrai càndum waaw nga gis Guédiawaye parce que site bi mi ngi commencé nit ñi xam ko c'est bien vues yu bari ay ca bismillah waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew comme ni ko suma confrère yi waxee di nuyu également donc le doyen El Hadji Papa Dieng parce que comme ni ko gars yi waxee rek yàgg naa ko suivre depuis tout petit yàgg apprécier ses interventions pertinentes di nuyu ñëpp di rafetlu aussi suñu teewaay tey fii. mais lan moo tax site yi gagné télé yi léegi. bon si li ma jàpp bokk parce que comme ni nga ko waxee rek média dafa commencé am benn doole boo am te tey kenn mënatu ko canaliser. parce que tey bu ñu demee ci wàllu communication les communicants ils parlent de la superpuissance des médias. am benn bindkat bu mag doon wax ni les médias agissent sur nous à petite dose homéopathique. ni médias yi dañuy agir ci nit ñi de telle sorte que mënatuñ ko maîtriser. parce que boo xoolee même léegi koo gis muy dox ci mbéy mi sax day dox ba nar la mbëkk parce que muy yor téléphone am daa ciy concentré wu. beneen aspect tamit tey réseaux sociaux yi wala boog site internet yi day jouer ci pragmatisme efficacité ak fiabilité tey benn Lamine mën a dem jël kenn ci yoon bi mu daat koy dugal daat koy jox mbokk internet yi ñu daat koy xool am ci benn satisfaction kon d'une part am na liggéey bu am solo bu ñu ciy def du ci occupé benn rôle prépondérant mais d'autre côté tamit le doyen El Hadji Papa Dieng souligné na ko muy indi organisation bu war nañ ko xool ci enceinte bi nga xam te ne ñu ngi fay liggéey loolu laa ci xalaat et puis réseaux sociaux yi xaw ma nu ma leen tuddee ci xëy yéen mais tu sais que télé yu bëri ci yéen la ñuy wute élément télé yu bëri sonnatul de mais si xam nga bu njëkk au début ñoom bi ñuy doog a ñëw ci télé yi lan daan jël ay élément pour publier ko pour am ay vues mais léegi télé yi ñooy dem di jël seeni élément di ko dugal ci biir télévision buur lan moo tax ngeen ñëw massacré pas massacré gaa yaa ngi risqué ba léegi yàq ko sa wax non parce que non xam nga léegi HBK non ñoom léegi ñoo gën a mais HBK yéen élément bi ngeen teg nii rek ñun Dakaractu ñoo ko bu ñu dooree tey saxaar sa tàkk ca kaw waaw dama la jox exemple ñuy dox révolution di am ba photo flash am ba tey numérique moo am rajo bu njëkk mag moo gis daan bokk rajo trajectoire mbaa mu def ko nit ci noppam bu njëkk Sénégal boo gis mu ngi naan nit ci montre am lay xoolee heure bi portable ñëwee dafa boole rajo ak montre ak appel téléphonique yëpp daaneel leen donc foofu la àdduna toll tey boo xoolee Sénégalais yi ak appareil photo waaw boo xoolee Sénégalais yi quotidien bi ñu am seen téléphone timing bi duñ ko am ci télé tey je te donne l'exemple HBK toogal sa salle tey di saan benn émission tout le temps yaa ngi sa téléphone waaw ci téléphone ngay xoolee info ci nga waaw mais dégg léegi support bu toll noonu cim réew ci àdduna voilà est-ce que mën nañu ko jàppee comme lu négatif te dama seetlu toujours analyse yi bu ñuy wax ci waa réseaux sociaux aspect people bi la ñu ëpp li ñuy wax. waaw mais non parce que people bi da ngeen ko bëgg. waaw mooy Balla Gaye yow dégg li la. non mooy xam nga da mooy diw. da ngeen bëgg yooyu non mooy diw sax mooy xale bu jigéen bi. li mu wax cité ngoosam. nangam te alors que sur le web il y a des choses plus importantes que ça.
ñun dañu joxe ay xibaar li ngeen di titre ak li ne ca biir des fois du doon benn. non xam nga loolu c'est normal adduna mooy toll foofu HBK yi nee la télé des na tuuti yàggatul décor lay doon ci salon. lan si décor. waaw foofu la adduna di toll. télévision waaw parce que numérique ak yu mel ni dafa jël beneen révolution léegi nag problématique bi mooy Bécaye ñun ñi nga xam ne ñu sommes les acteurs ak di ci liggéey ñu ñoo war a changer mais nag ëppuñ ci làmb ji de 10 combats 20 mbër mu ci nekk ñu may la 15 accompagnants ñaata la. non du ñëppay am 15 ñii ci kaw rek. waaw léegi xool bàyyil 15 ñii am 10. environ 300 voilà wàcc 300 te ñun fii site yi boo leen ñu boole ñun bu ñëwee ci làmb ji matuñu 100 personnes. non mais fi ngeen di toog souvent da ngeen di gêner nii problème bi. waaw keroog fi ngeen toog da ngeen di gêner nii mais keroog ñu ne fi ñu xam nga fi mel nii pexe yi wër-wërloo yëpp ci site yi. ñu ngi koy yëg ñu ngi koy xam. pour dañ leen bëgg a créer. oui effectivement. non yéen kenn du leen mais je vous dis quelque chose. bis bu ñu faxee ba. da ngay menacer gars yi bis bu ñu faxee ba bodd ñu ci làmb ji. maa ngi lay waatal ci Sëñ Mbàkke Madina dama am lu moom làmb gën a dee. ah bon muy benn ñaareel bi fayloo bi ñuy jéem a fayloo nañu ko xoolaat. kan moo leen bëgg a fayloo. dafa nag non kenn fayloo wu leen. non si attends HBK. kan moo HBK écoute-moi rek d'accord waay waaw wax day leer. non loolu du yéen rek télé yëpp. waaw non mais wax day leer. télé yi tam dañ leen a xam nga noo xoolal. HBK promoteur moo tëgg lamb lutte traditionnelle. waaw d'accord ni ko fayul 50 000 francs du dugg. mais non man ko wax. HBK vidéo ba gën a jar keroog ci lamb ji. Jax moo ko keroog vidéo ba gën a jar keroog ci lamb ji vidéo ba fa gën a jar. ñoom Lamine ngi ñoom Babacar ngi nii. est-ce que système de monétisation bi internet bi di amee xaalis est-ce que ñiy jiñ internet bi xaalis xam nañu ko. HBK di nga def vidéo bu am 300 000 vues. bu ko AdSense monétisé. du man doo ci am $10. $10 xoolal loolu. te pourtant da ngay dégg un promoteur ni du ma leen bàyyi ñëw sama làmb di am ay millions. ay vues. est-ce que xam nga ni HBK yor nga BMTV je parle sous le contrôle de Baye Balla. est-ce que sa chaîne YouTube dina génne 1 million de francs CFA par mois. booy du ma wax léegi génn mais booy amul xaalis. et non sincèrement. non dafa jar a pousser. tane na. maanaam li buur wax dafa am lu ma siy dolli. waaw nga seen YouTube yi wala internet bi ñuy wax internet bi. pour nga jëlee ci 1000 francs di nga liggéey bay bëgg a dee. c'est que nag yàlla moo dul réeral ñàkk. est-ce que ay dégg lu ma lay wax nit ki mënuloo di sonn ci benn affaire di ci rey sa bopp. Lamine mu ngi nii sama seere la dañ daan andi di dugg ay car rapide ay taxi ngir lan di dox ay kilomètres pour benn liggéey. pour benn non waaw. yaa ngi dégg. loolu nag maanaam ki am envie ñun li ñuy def dañ ko bëgg. te benn site amul sponsor ah. te kenn duñu sponsorisé. am ngeen publicité. waaw non loolu waa YouTube ñoo ko fay dugal. loolu ay $1 $2. grand ayca bismillah. wuy leen ma xalaat temps bi nu amoon yëpp jeex na tàkk. mais débat bi moo demee nii dañ leen di bàyyi ngeen dóoraat tuuti ñu arrêté émission bi. nañ ñu fi bàyyi daal nañ ñu fi bàyyi. chef bi ñu ngi may xamal ni waxtu wi jeex na. waaw salaamaaleykum. réalisateur bi nee na ma waruma woon a taxaw fii ci yéen laa waroon a toog. dëgg la bokk ànd ak yéen. mais nii la ñuy def pour affaire bi mën a neex. ayca bismillah. waaw salaamaaleykum encore maa ngi leen di tooñ te lii ñuy def nii mi ngi jaar ci net bi. dëgg la waaw. ayca bismillah merci beaucoup. yow noo tudd. Yatma Yare Fall. SeneNews TV. waaw yéen ci ñi fi jiitu ngeen bokk. waaw. yéen moom am ngeen xaalis. waaw dëgg la macha allah am noonu xaalis. macha allah waaw Père Bécaye dama lay nuyu di la siyaar bu baax di la bëggee di nuyu sama père Papa Dieng sama jaam ndax Dieng la sama Fall laa sant. Fall ak Dieng waaw. yaa ko moom. waaw maa ko moom di nuyu sama grand Moustapha Gueye di wax que ba may bébé ba léegi maa ngi koy seetaan. ma wax tey si internet loo xam musuma ko wax moom mës nekk sama mbër. jërëjëf musuma am mbër moom ba nga sama mbër. amee naa leen jarul nga wax naa la ko ci début bi nee naa la ñi fi toog ñëpp Moustapha tax ñu dugg ci Moustapha dama la waxoon ci début bi tama da mel déggu leen ma ba muy daan dama ne leen moom tax na nit doon menacé tax na nit doon communicateur traditionnel dëgg la tax na nit doon reporter dëgg la tax na nit doon mbër dëgg la wax naa leen ko moom mi moo ko da koo liggéey nag c'est vrai am na war na am droit d'auteur c'est vrai war a am droit d'auteur ayca bismillah ba muy daan maam Njambaan waaw dama doon jooy ndax kontaan ndax maam Njambaan poids bu mu yor ak moom nu mu mel ak ni mu ko daanee moo tax ñu bëri woon jàng si moom bëre waaw jërëjëf loolu am solo la nga ne léegi yéen waaw maa ngi ziar aussi
waa Saint-Louis yëpp sama waa kër yëpp maa ngi leen di char ñu ngi may saan en direct. mais il faut ñu former leen non loolu rek moo leen yàq waaw te loolu dinañ ci ñëw. il faut ngeen am formation. ngeen doon ay vrais journalistes. parce que pourquoi yéen bu ma leen poser question da ngeen def comme mbëri. waaw da ngeen lim papa lim yaay lim maam lim dëkk ba lim non. bu dem non mu dëkk ba dama ne waa Saint-Louis rek tout court ñëpp a ngi ci biir ak di wax meew l'écran bii dama koy naan. ak sama njaboot. waaw bii. waaw su may su voyagé. maaw xoolal meew bi waaye tamit bàyyi sa yi su may voyagé nee na day naan meew bi. waaw su may voyagé di dem Saint-Louis aussi. waaw. Black Pro moom laay naan pour bañ a nelaw. pour bañ a nelaw ci oto bi. waaw te boo amee xaalis. te lu leer la. boo amee xaalis banque ba nga koy yóbbu bis. banque bi laa koy yóbbu denc suma xaalis. merci beaucoup jërëjëf. waaw comme dañuy wax damay ñëw si violence lamb ji. waaw fa laay dellu si tuuti. ndax lépp loo gis yar moo koy maye. te pour man mbër yi war na sensibiliser yi nga xamante ne ñooy seen supporter di wax ak ñoom di leen jege. promoteur bi tëgg làmb aussi war nay lancer message bi si ñoom ñuy wax ak seen supporter parce que am na loo xamante ne enceinte bi fekk siwul kenn. déedéet. nit ñi ñoo leen di fekk si mais lépp si yar lay amee. waaw dafa la ngay gis sax da ngay sama caméraman day filmer gis ku la traversé. waaw nga xam moom mu sànni la loxo. waaw te xamul li ngay liggéey lu muy jar. c'est très important. xoolal man. reporté naa lamb Fatick. Meduna ngi taxaw. lamb ci tas Ousa Sow Auguste ma taxaw kon mbokk yi loolu moo amoon fii Ousa Sow daan na Auguste benn ñaari gaa taxaw ci gën a nit du dégg. c'est ça. teg ci loo xamante ne nii. c'est ça yéen gisu leen dara. non c'est vrai teg ci loo xamante ni ñu ngi ko wax. dañoo daan seen bër. dañoo daan seen bër rek dañoo daan seen bër rek. non père c'est vrai. du dégg. dëgg la c'est vrai boole ko wax joo xamante ni. Medoune ak Babacar ñoo sumbi ak Mansour. waaw ñu dañuy xeex ak moom. waaw tu vois. mbokk yi bu dafay la. am na si lamb bébé saa mu ngi koy expliqué léegi si bébé Bismi ak Ada Fass. caméra yi dafa cher. bébé Bismi xam nga nag ko digaloon je sais pas xaw ma lu xew. mu daw wër ñu dóor ko birig. imagine birig dal si benn caméra. xew suñu ginnaaw laa amee te ñu ngi toog di reporter. kon loolu yëpp ay béjjën yëpp ay danger yoo xamante mi ngi si làmb mais aussi CNG dama leen di ñaan bu promoteur wutee sécurité doole bi am foofu di ñaan ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye di ñaan Makhtar Ba ak waa CNG ñu dugal seen loxo si sécurité bi yokku ko jërëjëf loolu yaakaar naa ne lu am solo la sécurité bi yokku mbokk yi bëggoon nañu wone Manga 2 mu waxtaan ci les 1200 prises yu Rock Mbalax ñuy xamal ni le 29 février la koy def manifestation bi mu ànd ci ak Leewtoo Lutte TV ànd ci ak BMTV et mu doon bis boo xam ne bisu Médina la nag te nag Médina kenn musul xewle ñu des ginnaaw te bii it ñoom ñoo xewle moo tax mu ne mi ngi ci sargal bu soobee yàlla Cheikh Ahmed Tidiane Ba menn Messi lañ koy wax Bamba Fall maire bi di ku am jom ku am fulla Cheikh Seck président Jaraaf sama xarit sama sob Youssou Diall di vice président sama xarit sama xarit sa xarit Youssou Diall sama jarbaat waaw mi ngi noonu Youssou Ndour xam nga kenn du ne Medina moom xam nga moo tax def lu baax am solo xam nga lu tax boo nee Fass rek xel day dem ci Mbaye Gueye wala Tafa Gueye def lu baax a ko waral boo nee Medina xel dem ci Youssou Ndour def lu baax moo ko waral yàlla na nu yàlla may ñuy def lu baax Badou Santos doon footballeur Jaraaf man waa Jaraaf nag moom nee na mi ngi ci woo Waly Seck Siré Dia Abdoulaye Ndiaye Siré Dia bu Jaraaf Abdoulaye Ndiaye Amath Diédhiou Getafe wala Getafe Abdoulaye Diouf Sarr kooku c'est le ministre de la santé di nit ku baax di ku modeste di ku bëgg fa mu dëkk ay mbokkam it bëgg ko te loolu liggéey la Sidi Sam Mbaye Dieye Faye Mbaye mel rek Mbaye Youssou Ndour Mbaye Gueye Seydou Gueye ministre porte-parole du gouvernement bu ma juumul du noonu Boubacar Diallo Didier Bout suma xarit suma rak ma Diagne bu Jekko Aziz Diop Mansour Aya Diop Bayna Touré ak El Hadj Bekaay mais ñooñu ñëpp nag Rock Mbalax mi ngi leen di woo le 17 lay def conférence de presse mi ngi koy defee Leewtoo ñi ngi woo presse bi yëpp réseaux sociaux yeeg ñëpp ñëw ndaxte bis bu mag la bëggoon nañ leen tegal Manga mais waxtu yi moo nu dab dañ leen di joxaat ñaari kàddu rek kenn wala waaw après waaw dinañ ñëw léegi ci may ma mbokk yi ñu xool li ci net bi te dellu si waat war a sant Baye Balla kii barki yàlla góorewul wax de da taxaw
yow Lac de Guiers kenn ko gis mu firi nii xoolal Lac de Guiers mënu woon nii yii moo boole ko woon layel gënaaw loolu yaa ko defar moo dindi loolu dañoo voilà liiru non demal naa yow suñu gënaaw doo bàyyi fer liiru entraînement est-ce que Alioune Seye mënoon na nii wuy ma lu mu wax ba ma tabare mais ba mu takkee jabar voilà léegi xool li lay def nii amee lay dégg maa ko dimbali lan moo waraloon loolu la waaw suma doomu ndeyal nag sama xarit la sama gaañ la keroog bi mu la yóbboo Gambie bi ngeen nit ñi bisi yoon bi gudd na ci yéen torop bi ñu yóbbu Gambie dóor yee mit ci kenn yéen dóor moo metti ku am victoire dóor yi lawul li dem ardo ba si nga def saytaana nga et puis beneen problème Alaaji Papa Dieng City dañoo créé ay star bien sûr si bëriwunu même bu dee bëri amuñu chance wu nekk grand champion mais ñoo gën a siiw ñu ñuy bëri Liiru Jaan Wulli alkaati bi Big Pato Batika Alaaji Mbay Alaaji Mbay sax mën naa bëri tuuti mais Alaaji Mbay sax ci tane yaakaar ayca boo yow noo tudd Cheikh Diop info réew mi waaw ayca bisimilah ñu ngi leen di nuyu bu baax ci plateau bi man point bi may souligner rek ci problème mu stade bi la waaw beneen bi ci des moo doo ko ñëw ci site internet yi Moustapha Gueye laal na ko sànq suñu père ndax stade bi gars yi dañuy wër-wërloo rek mais ñu laal góom bi ñu ngi sant bu baax di gërëm nag président de la république mi defaral arène bi mais arène bi boo xoolee ni ñu ko defaree arrangé wul presse parce que tabax nañ ko ba pare mais sóoraale wuñ ci presse bi amul cabine de presse waaw ndax même télévision yi yéen Bécaye yéen ñi def direct sax sóoraale wuñ leen ci stade bi non boo xoolee seen plateau yi boo xoolee taxaw rek dama jaaxal trop nag amul cabine nag quand même parce que stade bu toll nii ñu xam ne ak lamb ni mel Sénégal mu war a am ay direct dama jaaxal trop non bu amul cabine de presse dañuy orienté journaliste non gis ñu ko boo xoolee loolu dañ ci waxaat non loolu dañ ko gëstuwaat loolu te lamb ci suuf lañ koy reporté waaw bi ñu koy defar waroon nu suuraale foo xam ne si presse bi danañ fa nekk boo xoolee ba léegi promoteur yeeg CNC yëpp danoo am problème mu fu ñu placé presse bi keroog gis nga ci barrière yi la ñu teg barrière yi supporters yi ñooy ne sa ginnaaw am na benn mbër bu ñëw di saraxe ndox sànni ko ci kaw supporters yi delloowaat ko ndox mi dafa toj caméra yi seer la gaa yi yor kon bi ñuy tabax stade bi mel nii budget bi nekk ay 30 et quelques milliards waroon nañ ci suuraale presse bi géew bi tamit ñu nañ ko waxte dee géew bi boo xoolee nee nga dafa bari nit mais du presse bi kese ñoo ko bari nit promoteur yu ndaw yeeg fu ne ngay gis ñu càmbal bari na du mbëri du yéen rek miin lamb ñooñu wooyu miin lamb di lamb beneen bi ci des problème yéen ñooñu nag ñooy ambiance su lamb waaw beneen bi ci des Bécaye gis nga ni sanctionné écurie yeeg mbër yi promoteur yi dañ leen a war a tegi daan promoteur bu fi tëgg làmb moo am échec ci problème mu sécurité ak yooyu ñu téye sa licence waaw mooy yoon ndax bis bi boo xoolee keroog ñëpp xam ni amul sécurité dëgg la ku tëgg làmb bu fekkee dafa échec ñu téye sa sa licence bii xaadim la booy xaadim ngay suspendre non attends foog ñu leeral loolu dañu war a wax nag lu am solo la dafa lay tooñ rek Bécaye dañu war a exiger sax promoteur bu ciy tëgg ñu ni temps d'agent de sécurité ngay teg dafa jeg promoteur yi sécurité nekkul seen problème yi toppatootuñ ko CNG moo koy toppatoo ah bon benn caution ci cahier de charge la bokk da ngay joxe 500 000 francs pour ñu indil la 100 policiers waaw ou je sais pas mënuma bañ a nom pour bañ a buur bañ a juum mais promoteur léegi yow am nekkatu sécurité c'est charge du CNG bi la mais Moustapha li ma jaaxal mooy promoteur yi dañ naan commandé naa 200 agents wala 300 agents wala 400 non loolu désormais arène nationale ñoom dañ ko daan wax non waa ñooñu ay nit ko daan wax mais normalement Bécaye kuy tëgg làmb en tant que promoteur sécurité bi war nga ko gérer. ah CNG jël na sécurité bi ñoom pour la sécurité. ah mais avec ñëpp mënuñoo wax waaw parce que émission bi jeex na ngeen baal nu wasaare waaw grand waxoon nga ba pare ba jàpp ci rek non jàpp ci du doy. ala wasaare du doy et wasaare une minute jàpp ci yàlla. jili. jërë ngeen jëf Père Bécaye maa leen di nuyu bu baax waaw amul problème. jërë ngeen jëf Père Bécaye maa leen di nuyu bu baax di nuyu sama papa Alaaji Papa Dieng di la nuyu di nuyu sama papa Moustapha Gueye xam naa ne doomam laa boo xamante ni xamuma ndax saa yu daanaan sama nijaay bi bokk ak sama yaay ndey ak baay moo ko daan tingom muy Tosaaw. sama nijaay la moo ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay ndey soxna ko ndey soxna ko naata macha allah. kooku suñu sama grande sœur.
ah sama jarbaat la carrément. sa jarbaat la sa doom la. maa ngi nuyu si ay baax a baax. dëgg la vas-y boy. Père li ma bëggoon wax rek mooy ci stade bi li jëm ci wàllu stade bi. waaw ndax stade bi boo xoolee ni mu bindoo ak enceinte bi ni mu ndawee dama jàpp ni Chinois yi dañ ko tabax ci seen jikko mais tabaxuñ ko ci suñu jikko ñun. dëgg la ndax ñun jikko waaw si dëgg la. parce que xam li nga wax kay boy li nga wax kay leer Père boo xoolee stade bi li mu bindoo ak ni mu mel ñun tey li ñu mérité woon wala li ñu bëgg di ko am lu mel ni Demba Diop wala lu mel ni Léopold Senghor parce que lamb ji li xew keroog bërki démb li xew ci diggante Alioune Seye 2 ak ñaq jariñu muy nuyu Babacar li mu wax rek lu feeñ ci sëy nuyoo woon na ci ngoro dañ koo fayut ndax diggante ñu ngi jëm ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé te Ama Baldé biir Pikine la keroog ñaanu ma ko yàlla bu fekkoon loolu diggante Modou Lo la ak Balla Gaye yuuxu dina dal fi ñu ko foogee ndax néew dina fa am maara di taal tey loolu lu ñu war a jël matuwaay la surtout ci sécurité beeg yu demee noonu mooy jaajëf ko waaw booy ñëpp mënoon wax bàyyi yéen moomu leen émission bi ay bàyyi Balla yow da nga mel ni koy diriger émission ngay diriger booy ñëpp mënunoo wax dañ leen di jox rek lii ñu leen jox nii xam nga lii dañ leen ko def pour nit ñi xam ni quand même il faut yéen itam da ngeen bokk ci mbir mi te waxuma da ngeen ci bokk carrément amateur wax nga ba pare déglu ñeneen ñi ñuy wax bu la wax de te yoroo micro yow grand booy may naa la 30 secondes acca salaamaaleykum père ñu ngi leen nuyu di nuyu père Tafa Gueye ak suñu père Pape Dieng Thier la Kéwal gi info maa ngi nuyu sama patron bu baax Fallou Ndiaye père boo xoolee Fallou Ndiaye promoteur waaw promoteur waaw Assane Ndiaye promoteur léegi ba pare ñuy attaque Fallou Ndiaye mon ami nga xam ne daa waroon ñëw ci yéen vas-y ñu moom bis bu ñu amee télé tey am problème bismillah waaw papa ñun dañoo judd rek bëgg làmb mais boo xoolee keroog li nga xam te ne moo xew ci stade bi képp ku dund làmb rafetlu woo ko parce que CNG nañ gën a jëlaat seen matuwaay dëgg la stade bi ni ñu ko tabaxee dafa desee normal war nañu sóoraale sécurité boo xam te sóoraale lambu Sénégal ndax lambu Sénégal dafa am lu moom am lu bëgg am lu baaxoo te stade bi ni mu demee tamit xaw na doy waar kon na gaa yi bàyyiwaat xel bu baax a baax sécurité bi ñu seetaan ak li nga xam te ne bii kat moo xew keroog ci lamb ji ndax doguma la papa li am nii bu ñu teelul jóg lamb yi ñëwaat mën na cee amaat te CNG li ma gis ni kat mooy solution bi am mbër bu ci nekk sa cumukaay nga defee li nga koy defee lépp boo ñëw ci biir géew bi nga ànd ak sa coach ak mbër mi kase mu bañ am benn pëccoxoo ay jégalu jërëjëf Alaaji Papa Dieng booy yi dañoo wax lu am solo dañoo wax jikko Moustapha chinois yi tabax stade dañu yaru seen dëkk nii la barrière ba di toll kenn du ko tëb c'est dans Simon rek nii la lépp di mel xool Simon yi ñoom ci seen jikko li ngeen di wax dëgg la ci seen jikko lañu defaree arène dañuy moteur yi xalaatuñu burle duñ ko def xalaatuñu këf bi ak tëb xalaatuñu dugg ci géew mais xam nga lu ko waral dañ leen a waajal gone dañ koy waajal lay dëgg la xale boo ko waajalul bu màggee lu ne mën na ko maa setung la mais békay man dama defe nii maa waajal na leen ndeysaan nanu war a lekke lay dëgg la nanu war a doxe lay dëgg la lépp lu ñuy def maawo waajal na leen ba pare békay boo gisee danoo yaru mu tegal leen ci dans 25 ans di ngeen dem Nations Unies mi ngi noonu 25 ans après li mu leen wax waaw Nations Unies lañ bokk lan bokk te tey ji bokk nañ ci réew yi gën a mag yi ëpp doole yar gee ko tax jikko la yar la dañ leen a yar te ñun nag malheureusement civisme moral bi nga doon wax keroog mais békay feebar bi leen dal na di coronavirus yow grand taxawal xam naa ne lii moom boo ko waxul du baax dafa am lu ma bëgg a développer rek waxal parce que asbekaay amateurs yi dañuy yónni te vraiment boo xoolee émission boobu léegi site internet yi rek non ñoom ñoo ko moom si te man ñoom laa fi toogal non dama mais ñun amateurs yi mais ñi ñoo moom émission bi amateurs yi kenn mën leen génne ci làmb parce que yaakaar naa promoteur bu tëggee amateur lay xaar mbër buy bëre amateur lay xaar kon làmb kenn mënul wax te waxoo amateur ñu am loo xamante ni tamit ñu ngi koy développé di ñaan yàlla ñu jàppale ñu si promoteurs yi jàppale ñu muy nettoyer ñuy nettoyer chaise yi ba nga xamante ni képp ku ñëw di nga am foo toog benn mais chaise yi damm nan leen non ñu koy damm mooy supporters yi benn deuxièmement amateurs yi la wala fans yi non supporters yi ñooy damm chaise amateurs yi fi ñuy toog du ñu damm chaise non supporters yi ñooy damm chaise yi bu loolu passé aussi ñu ngi gën a waxaat ci wàllu sécurité bi nañu gën a dimbali ci sécurité bi sponsor yi boobu ba léegi ñu ngi wootee di lancer appel sponsor yi ñëwuñu li ko waral mooy incident yi di am ci làmb rek ñu gën ko moytu
CNG bi ñu gën leen a renforcer ci géew bi. boy waaw loolu laa championnat bi am na sponsor vraiment maa ngi sant ñëpp di gërëm. Casa ak Pikine ngi xeex fi dóorante non Casa ngi dimbali ma rek ma nuyu ñoom dóorante nañu bay bëgg a dee. leneen li nga xamante ni moom laa ci doon bëgg a wax mooy li waral lii lépp pour ñu war a yaru dafa am wax naa leen ko Dakar 2022 dañ koy waajal mu di Jeux olympiques pour la jeunesse te ndawi réew mi war fee daje ndawi àddina bi loolu dafa laaj discipline bu mag ñuy dal ndax ñi fi nar a ñëw pour fekk suñu réew te ñooñu ñëpp dafa am lu ñu leen war a won ci suñu teraanga ak suñu ñi noonu war ñu leen ko woon a jox dëgg la bu ko day am lu ñu wax waaw am na réew yi ne ñii bu leen ko jox dañ koy yàq te fii ñu toll am na tournoi boo xam ne Tokyo 2020 tournoi boxe bi tax réew yi qualifié fa adduna bi yëpp danoo tànn Sénégal ni fii la ñuy defee éliminatoire yi loolu dafa am solo loolu ça veut dire que suñuy dirigeant mat nañu li ñu doon bien sûr ça veut dire que ñun gis nañ ñu teg nañ ñu bët am na lu ñu adduna bi yéene loolu mi ngi am semaine prochaine la ñuy indi fii tournoi de boxe yéen réseaux sociaux yi yëpp na ngeen dem xool lan moo fay am ngeen war ko wone adduna bi gis ko ñu xam ni Sénégal dem leen nag wuti accréditation bu leen ñëw rek yor seen affaire bi ñëw dugg dem leen fan koy joxe ngeen ne bu ñu demee ba jël boxe ñu ne éliminatoire tournoi qualification Tokyo 2020 Sénégal la loolu du ndam ñu ciy gërëm bu baax ñi ñu dénk sport bi Makhtar Ba di ci gërëm le président de la République ndaxte moo ko doxaa il est à l'origine lépp moom la non bu dul moom moo ñu garanti ak Jaaña Njaay bien sûr waaw ñooñu yaakaar naa ni am na solo lool ci li nga xam ne moo fi am kon mbokk yi kàddu gu mujj gi loolu la Alaaji Papa Dieng man kàddu gu mujj gi mooy est-ce que stade ba mënuñu fa def grille à l'intérieur comme MMA rek oui bien sûr waaw ñu encercler ko grille bi sax jarul sax muy sori non grille laa wax waxuma barrière de grille ñu def ci grille mu nekk MMA rek genre MMA pratiquement mu nekk élément de sécurité grille ndax loolu yaa ngi wax mais loolu am dudul Bécaye li am di Bécaye li am dimanche bu amul grille mbëri du ñu génn bu amul grille du ñu génn kon lépp ci biir la yem lépp ci biir je crois que grille ñaan yàlla mu defal ñu jàmm rek mais Bécaye damay ñëw rek ci ne tey dañ ma solal te gëj naa solo waaw Racine Sport ci maye yu baax maye bi rafet naa man maa choisir Sadio Mané nag Sadio Mané ba pare défier ko en plus moom Sadio bëggoon naa mu téye ballon ma jàkkaarloo ak moom ma xam ndax mën na ma dribbler wan kon ni nga mën waaw bu bëree nga daan ko bu footballee nga sa plat woon mais jeune te moom gis naa ne côté gauche dañ koy teg pour mu romb donc maa ngi défier Sadio Mané ba pare sol maillot numéro 10 ci ginnaaw merci Racine Sport le meilleur reste à venir sama affaire laay nuyu waaw loolu mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant yàlla bu baax di leen gërëm aussi parce que ñun li ñu bëgg mooy Sénégal gépp doon benn mais li ma leen di ñaan tamit dama leen koy dolliwaat ci ñenn ci yéen formation baax na te du yàq dara même ñi seefu site ba sax mën na la jël yaa ngi liggéey mais mu yóbbu la ngay def formation day yokku affaire bi dafay gën a baax centre de formation suñu yoon nekku ci waroon na am mais waxtu bi dab nanu ñu bàyyi ko ba beneen yoon ñu ñëwaat ci waa ñoxor Diouf ñu jaale ko waaw sama xarit arbitre bu baax ñëpp am naqar ci loolu ñëpp am naqar et puis sérieux yaru du yàq làmb situation bu am mu réglé ko waaw ci biir làmb ñoxor yàlla na ko yàlla xare aj Fatick lañ ko rob waaw Fatick lañ ko suul yaakaar naa yàlla na ko yàlla xare ajjana mbokk yi tey daal loolu lañ fi indi woon di leen gërëm nag yéen ñëpp kenn mënu fee wax ba doyal mënta ne lii télévision la waxtu la li nu may sax ëpp na tey daanaka saaraan nanu mat daanaka 30 minutes non bu ngeen demee ci site yi ngeen lancé foofu non tey fii moom maay seef dama daal moom jàppal ne chiffre bi moom 16 yi moom waaw matagu na 400 et quelques 16 yu dam 460 et quelques 16 yu dam ci arène commandant bi ñoom yéen xam kenn xam non tribune bi 16 yi nekk tribune li ci dam ka xam yàlla dafa dogal tey ma tombé ci ma doon dem géej waaye tombé ci le commandant urbain de Dakar laa fa fekk ak directeur des infrastructures Moussa Sarr ñoo fa nekkoon ñoom ñoo ma jox chiffre yooyu police nag fi mu nekk nii moom ñu ngi leen di nuyu di leen ziar daa mel ni dimanche bi ñu jëm ci lambu jëy seen bi ak lamb yi ñëw ci ginnaawam
police moom jël nañu beneen mesure boo xam ne xalaat naa bu ñu ca yeggee ànd kook ñi yore làmb ji yaakaar naa daal comme li commandant Thioune di wax rek ña fa nar di lëmbe moom boo sàggane des na leen lëmbe moom kon ñu lëmbe leen bu baax mbokk yi ñu am Nopp leen mbégte rek. ñu sant yàlla ñu julli ci yoon Alaaji Papa Dieng jërëjëf Moustapha jërëjëf merci Badji Bekay Buur Babacar sama gars yi yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax di encourager jigéen ñi tamit waaw parce que ay jàmbaar ngeen mais làmb dafa metti làmb dafa doy waar làmb dafa bari ay mystique bari ay bagage ngeen gën a fagaru daal loolu rek laa leen di ñaan mbokk yi kon ba talaata ak jàmm Mbay Fall jërëjëf ci réalisation bi ci lépp extra ñu ngi lay gërëm daje nañu la ilaha illallah Garo Gare daan na ko xale yaa ngi noonu Seexu xoolal supporter yi Seexu xoolal xale yi lamb suñu cosaan lamb baaxee ko dóoral ma dóor hypercule la ilaha illallah li nga bëgg a def lu dul nekk gàttam bi am na wala amul la ilaha illallah sa deret jàmm ak bambal la ilaha illallah Pokola am Siteu Pokola am Siteu Pokola la ilaha illallah la ilaha illallah Pokola mi champion la Pokola dur na ko mu daanu Pokola dur na ko mu daanu Pokola dur na ko mu daanu Boy Dakar jël na tànk ba jël na tànk Giro Seras waaw da koy kal da koy daan waaw Boy Dakar daan na ko Boy Dakar daan na Giro Seras ci bunu ci suuf si ci bopp bi waaw bajantu xool ko ma ngay bajantu lay la laa Seexu xoolal xale bi Boy Dakar a ngi noonu ndeysaan Mbaye Tine Junior jël na sa tànk jël na la jël sa tànk caxabal la na bañ caxabal daanu Mbaye Tine Junior daan na Serigne Mbaye mbëru bës ko saw ba daan na lamb suñu cosaan lamb baaxee ko xar jépp na koy xar na ko def na 3 appi jógaat benn melo général jël na général daan na benn melo général daan na benn melo général daan na benn melo daanu nga ndeysaan lii laa xam ci ay xale yu bëri lii laa xam ci ay espoir yu bëri ndeysaan ñu ngi xeex Jackson Pam Doy daw na génn xaw ba ko woon ak lii il est venu faire son combat def ay coup de poing ba mu daanu mbaru dikkal lamb suñu cosaan Serigne Ndiaye dóor na ko mu daan Serigne Ndiaye dóor na ko mu daan Serigne Ndiaye dóor na ko mu daan moo Kanka dóor na au sol dóor na ko dina ko jël ci suuf bañ na
Forkanga bëgg na ko jël bëtt ko mu bañ ñu ngay bëre ñoom ñaar jël na ko Bisik, Banque Sahélo-Saharienne, Black Pearl, boisson énergétique, l'écran meew bi xew ci jamono ñoo leen doon may seen émission L'Œil du Tigre. Première émission de lutte sénégalaise.